salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM rawatina auditeur waaru di leen gërëm si seen teewaay di gërëm également sunu sponsor partenaire bi nga xam ni mooy LBA la banque agricole di jàpp foo am solo si wàllu mbay ak fu mu mënti doon rek si di yi nga xam ne léegi wax na leen que muy agriculture di tam wàllu càmm geek élevage ak environnement ak tam li nga xam ne moom mooy napp gi di jàpp nag fa nga xam ni fa la solo ba gën nekk muy si wàllu production loolu da am solo ndax production moom du gën a dem rek te sell rek kooku moom autosuffisance bi nga xam ne moom moo tee ñëpp dafay nekk loo xam ne lu yemb lay doon ñu leen di gërëm si seen taxawaay ak si seen jàppale fas yéene ñëw ak yéen si li nga xam ne tey ji moom mooy waxtaan bi ñuy waxtaane li nga xam ne mooy tabaski bi nga xam ne seen digmal doone tabaski nag moom foofa affaire u xar mooy li nga xam ne moo gën itteel nit ñi waaye xar tam moom dafa am yoo xam ni dafa laxasi si wetam muy fa nga xam ne fa la koy denc daral ak tam càccum jur yi si am li nga xam te mooy aliment de bétail ak ay yeneen biir ak ñi nga xam ne ñoo see liggéey muy boucher wala tefanke wala ku mu mënti doon loolu yëpp nekk na loo xam ni tey jii du neex xar rek dan suñu xel dafay dem si yooyu ñu koy xalaat tey jii nag invité yi comme ni ngeen koy déggee rek kii di Assane Sow moom mooy ki nga xam ne mooy président coopérative des éleveurs moom it bokk ni si waxtaan bi ak segul waaye xam naa certainement yoon week téye waaye du fekkee ni tam mi ngi nuy dégg rek mën na bokk ba tey jii si li nga xam ne moom mooy émission bi même du nekkee si biir oto mën du wootee dina mën dugg kii nga xam ne tam également mooy Djibi Ba moom teew na moom nag moom Djibi Ba moom mooy coordonnateur bu collectifu boucher bu région bu Dakar Abdourahmane Sow Sies moom tam si la bokk moom mooy secrétaire général bu Sies syndicat unique des éleveurs du Sénégal force du changement moom tam ak seegul Djibi Ba moo teew Djibi Ba nuyu la di la gërëm si sa teewaay di la bàyyi nga nuyoon teggaa Sud FM yi ak mbokk auditeurs Sud FM yi. jërëjëf maa ngi nuyu auditrice Sud FM di nuyu mboolemu groupe Sud ci invitation bi ñu invité pour ñu waxtaan loo xamante ne njëriñu askan wi la jëm ci wàllu càmm gi ak wàllu boucherie ñu ngi ñaan mbooloo ñi auditeurs ak auditrices yi vraiment dañ fekk ñuy déglu ci pour am waxtaan boo xamante ne da leen di amal njëriñ ñu leen di gërëm daal ci acte boobu jërë ngeen jëf. voilà mbokk auditeurs yi yéen itam si ngeen bokk si émission bi seen émission la koo xam ne bëgg na poser question wala koo xam ne itam bëgg na joxe xalaatam si mbir mi mën na woote si 88 628 98 98 88 628 98 98 du fekkee ñi nga xam ne ñi nekk bitim réew la kooku mën na woote si 33 841 22 33 33 841 22 33 nu fas yéene dugg si biir waxtaan bi Djibi Ba laajte bu njëkk bi lay jëkk laaj rek bien que boucher nga moom seen xam-xam yaatu na si lépp waaye de façon générale ñoo ngi leen dese léegi tabaski ak si bareegul comme ni ma ko waxee sànq doone tabaski xalaat xar globalement tey jii xam naa ne gis nga li nga xam ne mooy daral yi ak yu demee nag yooyu ak mbirum xar mi yow ban xalaat nga si am tey jii si mbir moom fi lekk ay fan la waaye jow gis itam également marché xar bi. bon jërëjëf ci mbiru xaru tabaski yi ñaare Sénégal chaque fois li waral pénurie xar di am yoon nañu waxtaan ci parce que bu tabaski jegee question yëpp xar dina am wala xar du am xar nag musul ñàkk. xëy na ni ñuy jëndee xar yi moo tax faral ñu naan xar manqué na parce que ñëpp a ngi seetlu bu ñu ne suba la tabaski bu fekkee xar manqué na waaw balaa ñoo teg ñetti fan nga gisaat ay xar yu mag ñëw ci daral yi donc problème bi mooy yéex a jënd bi li ko causé nag tamit bon mooy nit ñi amuñu espace bu ñu denc seeni xar te aussi ministre bi politique am da ko jëmalewul ci côté boobu ci wàllu sensibilisation teel a jënd xar. waaw mais teel jënd xar dafa am ñu si laxas de wax nga léegi espace. Dakar amul espace foo denc sans compter loolu tam teel mbirum xaalis mi ngi si ndax ñëpp duñ teel jot xaalisam également. dëgg la waaye tabaski gannaaw ñun ñëpp xam nañ ne at bu jot dañ koy def te pertement bu rëy dafa am ci côté boobu muy ni ñu koy organiser wàllu importation xar yi jógee yeneen dëkk yi di ñëw. bu ñu quantifier calculer rek nombre xar yi xam nga lu tolloog 400000 xar jóge ci sous région bi ñëw boo ne xar bu nekk 100000 rek nekk na 40 milliards donc 40 milliards bu fekkee day dugg ci loxo éleveur yeneen doomi réew yu dul éleveur u Sénégal
Sénégal mu ngi leen di dooleel éleveur Sénégal du mën a am kii doole pour mën a yokk production. fi mu ñoom li ñu wax léegi nii moom ñu jël bitim réew waxatuñu 400 de léegi ñoom ñoo ngi see nee na ay 200 et quelques mille lu toll ak ñaar téeméeri junni xar yu teg nee na moom la ñu jëlee léegi bitim réew. waaw d'accord man xam nga dama bokk membre cadre concertation ministère de l'élevage indiwuma documents yi mais mën naa la jox chiffre 2012 ba ren ba daaw ñaata xar la ñu importé ak ci frontières yi ñu duggee ak yooyu yëpp. aywa c'est des données du ministère. aywa comprendre nga non indaale mooy terme de référence chiffre bilan yi quoi. waa différence bi ñaata lay doon à peu près. voilà ay 3 yi ci gën a néew. 300000. 300000. am na bu 2017 bi c'était 405000 moutons. moom nañu jéggaani woon waa importation quoi. donc loolu dañu waxoon bi ma amee ak rencontre ministre de l'élevage le 10 décembre bi passé pour problème mu tabaski moo taxoon ma waxtaan ak moom parce que au niveau de la ville de Rufisque dafa am lu ñu fa créé woon mooy coordination des quartiers pour facilitation mouton de tabaski ñu ne xaru tabaski booy xool lu mu cher mu ngi jar ay 100000 quoi supposons léegi nag bon bu ñu créé benn coopérative ci quartier bu ne léegi nañ mën a fexe ba ku nekk mën a am xaru tabaski te du sonn projet boobu ñu présenté ko waxtaan ci ak ministre bi mais après gisuñu daal mu jàppale ñu bindaat aussi conseil économique social environnemental ne ko monsieur Idrissa Seck Sénégal de at bu jot dina perte lu mu gàtt près de 30 milliards ci opération tabaski ñun 30 milliards yooyu lañ bëggoon transformer mu nekk en emploi jeune ndax comme bi des ci dëkk bi mooy développement économie solidaire waaye ba léegi ñoom it bon amul réponse amul dara xar nag bon dafa nekk loo xamante ne ñun ñoo ci mën a taxaw jàpp ci mu jaar yoon bu fekkee Sénégal côté sàcc jur gi amul benn taxawaay buñ ci taxaw bu fekkee Sénégal fii ñu nekk ci région de Dakar mbiru abattage maanaam contrôle bi ci waroon am dafa des beneen bi mooy ci côté commercialisation mouton maanaam jël xar di ko jaay da ngay dox ci mbedd mi gis ku ne gàddu see xar dem di jaay xar yi ñuy jaay ñooñu koy jaay moom lañ ko moomuñu dara wóorul donc élevage lañu war a réorganiser man sama xalaat ci mbir mi loolu la mais ministère de l'élevage balaa ñu ko dégg rek tabaski jot. yan proposition ngeen leen defoon yéen. ñun proposé nañ leen ne leen ñun dañu bëgg a créer coopérative mouton de tabaski. quartier bu nekk dafa war a am au moins pour yéen état ngeen jàppale quartier boobu mu am benn fonds boobu ci lay jënde ay xar da koy lebal ñi dëkk ci seen quartier ñoom ñu koy fay ndànk-ndànk Dakar lu muy xat-xat am na ay espace vert yooyu mën nañ fa yóbbu xar yi takk leen fa ñun Dakar nee nañ ci seen chiffre 260 000 moutons buñ ko amee de approvisionnement bi lay correct te boo xoolee waa Dakar li ñuy yar ci xar di ko jaay bëri na xëy na yenn say xar yu mag lay doon te day lamb mais yar fi ñu takk xar ba tabaski jafewul espace yi ko fi am bëri na xaru tabaski warul nekk ay tabaski jege ñuy créer point de vente di jaay xar yi xaru tabaski dañ ci war a jóg bu ñu tabaskee ba pare ñu fexe ku ci nekk créer la condition ne la fii de mën nañ la accorder crédit bu fekkee xar ngay jënd ñu créer le crédit 100 000 francs ne la da ngay jënd xar léegi yar ko di ko fay ndànk-ndànk boobaa ñëpp nañu am xar te kenn du sonn te xar mi ngay jënd avant tabaski maanaam mu ñu tabaskee 10 mois avant tabaski boo ko jëndee à 70 000 fii ak tabaski xar moom mooy nekk xaru 200 000 xaru 180 000 ci côté santé aussi daf ci am lu ci am solo xar yu bëri ñu ngi jóge ci dëkk yi di ñëw fii mais kenn mënul certifier na xar yooyu àndu ñoog jàngoro yoo xamante ne day wàll nit te am na jàngoro yoo xamante ne day ne ci xar nit bu ko lekkee da koy wàll feebar bi léegi ni xar yi di ñëwee. yooyu ñoo ngi koy toppatoo quand même xar yi kenn bàyyiwu na rek ñu dugg noonu. non ñun fii xam nga kuy liggéey ci mbir da koy xam nit boo nekkee mbir yaa ngi ciy liggéey lu ëpp ñaar fukki at ak juróom da ngay comprendre ni lii nii la demee ñoom mënuñu contrôler xar yi nga xamante dañuy jóge Mali jóge Mauritanie état Sénégal du mooy inspecté xar yooyu te dara li ni affaire bi ñëwee vague bi ñun amuñu ay agent yu doy pour ñu régler loolu. te mais ñaa ñoo koy inspecté du ko Sénégal inspecté wul xar yi seen état de santé. non mais xaru importé état malien état mauritanien ñoom moom seen i xar. xar yooyu dañuy jóge foofu vivant rek ñu indi ko mu dugg ci frontière bi ci camion lay dugg. waaw bu déparé Dakar lay wàccaat de.
waaw mais mani kenn du contrôle frontière xool état santé xar bi. non mënul nekk amuñu sax agent yooyu agent da ngay xool est-ce que agent service élevage yi les services départementaux ñoom boo xoolee amuñu sax matériel yu doy seen logistique doyul état bi service maanaam ñi liggéey ñu war a gérer càmm gi fii ñoom aussi di liggéey nekk ay vétérinaires ils ont des problèmes xëy na dañu ko mënul wax. parce que boo demee service départemental muy bu Rufisque bu Pikine bu Guédiawaye bu Dakar foo ci dem nga laaj leen seen effectif ak seen logistique di nga xam ne ñii liggéey bu ñu war a def pour département bi yëpp ak conditions yi mënuñu fi liggéey lu jaar yoon état bi moo war a yëkkati ay moyens dooleel leen ñun acteurs yi mu ooñu ñu toog côté bu nekk ñu indi ci suñu expérience même tabaski mu ngi ñëw ñu ngi wax xar-xar rek mais kilifa gi tabaski bu ñu tabaskee ba pare mais dëkk bi ni muy mel dafa doy waar day doy waar côté saleté déchets yeeg yooyu normalement waroon na am CRD boo xamante ne dañ koy def concernant la gestion des déchets. mais kooku daan ko def après tabaski toujours le lendemain dañuy nettoyer ah. même daaw sax nettoyer bi nettoyer def naa nettoyer bu baaxoon. parce que daaw baax na mais dañu doon def ñaanu daaw c'était efficace. waaw daaw nettoyer nañ ñoom UCG ñu ngi def li ñu mën. mais dañ leen war a gën a jàppale maanaam quartier yi dañu war a gën a participer ci yëf yi organiser wu. quartier yi mooy ñan ñiy sànni xar yi wala ñuy non maanaam ñi dëkk ci koñ bi. waaw moom di def tabaski ni ñuy toogee nawetaan bu jotee. ñu former équipe am seen bureau am seen lépp toppatoo koñ bi dem uti xom mu jaral leen lu ne seen diine leen ko war a gën a jaral ñu organiser wu ci quartier bi ba déchets yi ñu xool ni ñu koy organiser der ya fa nekk ñu won leen nan lañ koy valoriser. ba dëkk bi set UCG ñoom jot seen contact ça fait que bu ñu tabaskee ba pare kenn du sonn ñun déjà ñu ngi liggéey ci programme boobu. yéen ñan ñun les collectifs des bouchers en partenariat ak ASCOSEN. oui waaw ñu ngi liggéey ci programme boobu ci point de vente yi nan la ñuy def pour jaay xar yi yomb ak nan la ñuy def parce que communes yi aussi dafa am benn affaire bu am xam nga communes yi ñoom dañuy wax dañuy génnee aide tabaski. aide tabaski boobu commune yi di génne mais chaque fois dañuy xool ne lii détournement d'objectif da ciy am parce que boo ne da nga def budget ne lii aide la pour tabaski xar mee tax ñuy wax tabaski du soble bee tax du pomme de terre bi du ganilaa bi tabaski bu ñu koy wax c'est le mouton uniquement donc commune bu nekk xaalis boobu mu yor je pense bien que dafa waroon nekk loo xamante ne kii dafay jënd xar nga compenser prix xar bi subventionné ko noonu la xaalis boobu waroon demee boo demee tey jii suñu ville de Rufisque boo xoolee état civil bi fan yi passé ñëpp a nga fa daje di rang maire bi dina laaj certificat résidence ak yooyu te xaalis bi bu fekkee côté bi noonu lañ koy joxe pour mu leer day jafe mais comme état teg na organisation boo xamante ne dina am transabilité maanaam le gouverneur de région de Dakar moom créé na ay point de vente yooyu ay xar lañ fay jaay léegi commune bi ci boppam population ñoom xaalis bi budget la pour xaru tabaski la léegi dañu war a toog mu oo acteurs yi parce que en 2013 état waxoon na ko nee na les organisations d'éleveurs dañu war a associer ci action élevage yi nga xamante ne communes yi dañ koy def bu boobaa ku ci nekk xaalis boobu dañ koy mën a compenser mu dugg ci njëgu xar yi te buñ ñu ooyee ñu wax leen ko mais waruñu jël xaalis di ko joxe autrement loolu tamit ay problème la ci côté tabaski bi parce que xar yi tey Dakar boo gisee point de vente yi daaw moo ëpp yu ren léegi imagine toi nit ñi yéex a jënd xar nombre bi fi nekk effectif bi bërul demande bi moo ëpp ñu dem ba au dernier moment ñëpp bëgg a jëndandoo xar day indi déficit day tax xar manqué ñu naan ministre bi liggéeyul fekk ministre bi liggéey na mais yeneen demandement état yi ku ci nekk rôle ba nga ca war a def buñ ko defee mu sotti. mais ministre bi moom mu ngi mooy veille si yooyu loo. non ministre bi moom li mu mën mooy ut ay partenaires créer les conditions pour xar ñëw. waaw moom la wax mais toujours yooyu si kii am la nekk tutelam quoi. si tutelam donc doone ministre bi liggéey na ba pare nga ni am na ñeneen ñuy yàq ça dafa mel ne donc ministre si boppam. moom non dama ne ministre supervision bi muy def moom matul alors. non ministre bi les collectivités locales maanaam les maires villes yi ak maires yi yeneen communes yi xaalis boobu nga xamante ne population bee ko moom ñu koy génne di ko def aide tabaski ñoom bu ñu xamoon population bi ne aide bi. dafa war a dem ci xaru tabaski léegi kuy jënd xar nañ la dolli 30 000 mais day fekk ngay jënd xar bu boobaa gis nga ñëpp dañuy jóg léegi dem jëndi xar te bu ñu jëndee xar espace yi day gën a vide ça fait que nit ñi mën a indiwaat yeneen xar mais instant yi foo dem fees na daral Sotiba boo demee fees na caaro yi noonu yeneen daral yi noonu. léegi nag waral non mais nit ñi ñoo ñëwagul jënd. bon.
waaw donc loolu tax nga bëgg gaa ñu subventionné. waaw non mais yow li nga xam dafa mel subventionné xar ngay wax de kooku dafay compliqué de. non aide bi xaalis bi xarmee ko moom xëy na dañ koy jël utiliser ko autrement mairie bi daf ne lii budget la dañ ko voté pour aide sociale tabaski. ñan ñoo si am droit. xar aide tabaski dafa am lu ñuy wax tabaski xar mi mooy tabaski. waaw mani. ñan ñoo si am droit la si. population ba ne ca ñi mu jiite. nan leen di trier ñi si am droit am na ñoo xam ne dañuy wax lii moo tax ñu jox ko kii. waaw non ndax du pour ñëpp. pour ñëpp la ñi nga. déedéet aide dafa am ñu ko moom. aide dina aide. non dafa am na ñoo xam ne soxla wu na aide. non aide tabaski laa wax. waaw man ñan ñoo si am droit dafa am ñu si am droit. ñi ko soxla te yeeyoo ko ñoo ci am droit parce que xam nga. waaw ñooñu du maire bi xam na leen. maire bi mënul xam ñëpp non pour xaalis. waaw non ñëpp kañ nag yow tam kenn mënul àggal ñëpp. mais au moins am na ñoo xam ne dañ leen xam déjà ba pare. waaw loolu am na xam nga am na ñoo xam ni maire bi xam na ñii ñoom fa ñii soxla nañ ko. waaw maire bi ñooñu dañ fay àgg. waaw maire bi xam na ne ñii ak ñii. soxla nañ loolu moom am na moom. aide pour tabaski. la ñu wax nag. xam nga aide maire yi ak aide tabaski bokkul. aide tabaski dafa am lu ñuy wax aide tabaski. aide tabaski mooy aide feetu tabaski xar mi moo tax ñuy wax tabaski xar mi yàlla tegul kenn du mu antanu boo amul xar tabaski woo yoral 50 ganila yoral des tonnes xam nga oignon ak pomme de terre boo amul xar mbote tabaski bi yow bokkoo ci tabaski bi awma xaru tabaski ngay dégg donc xaalis boobu dafa war a dem dugg ci biir xar mi ñun looloo tax ñu ne communes yi xaalis boobu ñu yor warul jaar ci ay enveloppe ñu koy joxante nii xar mi xaalis boobu dafa war a compenser prix mouton. waaw mais xaalis bi ñuy joxe bon du pour xar. non dañ koy joxe noonu dañ koy joxe noonu rek ne dañ lay dimbali noonu ah. waaw mais duñ la waxee dañ lay dimbali noonu mais kooku mooy pour sa xar xam nga xar moo tax ñuy dimbali. non du am traçabilité parce que dès l'instant le gouverneur crée point de vente ñun ñu nekk ay acteurs commune bi am commission élevage. donc dafa war a am benn traçabilité. ñu xam fan la jaar ba ak. voilà parce que commune bi tey mën na génnee ne d'accord décaisser trésor ne 1 milliard laa génne pour aide tabaski ne da koy def ci enveloppe yooyu noonu am na noo xam ne bu ko defee mais 300 millions rek lay génne léegi les 700 millions du ñu xam fu mu jaar yooyu ay bind la mais mu nekkee xaru tabaski mu associé ñu boobaa xaalis bi par force fi mu jaar yëpp dañ koy xam parce que dinañ ne tant de xaalis la donc tant de mouton la mën a subventionné te ñi ko moom mooy ñi dëkk ci commune bi bu boobaa dañuy def annonce bi mu leer lépp leer ñu ngi jëm ci ay échéances ñoom maire yi ñoo bëgg a falu ñi nga xamante ne tamit dañoo bëgg a falu te nekk guñu maire wax ji aussi dañ bëgg ñoom ñu participer ci émission bi sur la question aide tabaski boobu ñuy def parce que détournement d'objectif ñun moom lañ ko jàppee parce que objectifu xaalis bi c'est destiné pour xaru tabaski parce que tabaski xar la loolu sama nijaay kooku man du ma jóge ci côté boobu loolu moom dama ci waxati ji voilà. waaw léegi. yow ni nga xalaate wax xaalis boobu il faut que mu am traçabilité. ndax aide la pour mu àgg sa ña nga xam ne ñoo ko yeeyoo. te ñooñu maire xam na leen. yow nag li leen bëggoon mooy ñooñu xam ne ñoo ko yeeyoo ñëw fekk si leen yéen si seen xar yi ngeen di jaay xaw ma si quartier bi pour nu jënd xar yooyu afin que yéen ngeen mën xam ni ñooñu fii nañu dugal xaalis bi. xam naa ni ma expliqué. non attends dama lay laaj du loolu nga bëgg a wax. non waxuma ah mais non donc. non léegi dama na ngeen ne attends donc yéen du fekkee waxul loolu naka ngeen di mën contrôler naka nañu du ma wax sax yéen parce que du yéenee contrôler. merci naka nañuy mën a contrôler que xaalis bi dem na si ña nga xam ne sa war dem. merci léegi maire yi ci boppam. on demande dañuy demande proposition rek ngeen di def yéen. merci non dañuy def après dañuy def sax point de presse moom lañ toog nii di liggéey. non dafa naag ma ni li ngeen def laax du proposition rek la. non maanaam du proposition de. ah lan la. xaalis bi ñun ñoo ko bokk de ñun dañu xam lan mooy. ñan ñoo ko bokk. xaalisu maire bi ngay wax yéen a ko bokk. mais ñun bokkuñu ci maire bi. non déedéet waaw dama bëgg mu leer. waaw kooku xaalis bi voilà c'est l'argent du contribuable. waaw du monsieur le maire yaa ko moom. non déedéet maire moomul dara. voilà kon ñëpp a ko bokk. waaw voilà léegi yëf yi ñëpp lu ne ku ne nga ca ñun dañuy naan dañ leen di wax ne leen yaa ngeen doxalee nii mais doxalin bii jaarul yoon. bon léegi bi jaar yoon mooy bii parce que boo defee lii dañ koy tuddee détournement d'objectif objectif bi da ngeen bind ba mu leer ne ngeen lii budget la boo xamante côté social la pour tabaski la. bon léegi xaalisu tabaski bi franchement na dem ci xar yi. bon méthode bi ñu koy defee xamu leen ko da ngeen di ñëw ñu def un travail ñëw won benn maire ne ko modèle bi nii lay demee
yéen seen modèle la mooy lan. ñoo ciy yëngu maanaam xar maanaam bu fekkee département bu nekk tu am na ay daral. point de vente yi ku ko defee tu gouverneur. waa léegi population yi nga xamante ne ñoom dañuy jëndi xar bu ñu ñëwee ci daral ba waxaale ba pare le plus offrant lay doon man parce que ñun dañ bëgg a xar yi ñu jënd ko léegi ça fait que yeneen xar ñëw kii ñëw na waxaale xar na maire bi ne ku dëkk ci commune buy jënd xar ne kii li ci des mooy fay bu boobaa ñun dañ koy bindal moom mu jot moom nitam jël xar mi dem comprendre nga. après moom xar mu nekk mu wax la ciy teg. oui ça fait que bu fekkee da nga doon jënd xaru 100000. boo defee 75000 maire bi la tegal 25000. après maire bi dina mën a xam ne tant de personnes. tant de personnes la jël comprendre nga. aider leen appuyer leen comprendre nga ci tabaski bii passé. yéen noonu ngeen ko gisee daal. waaw mais waaw seen proposition boobu est-ce que jot ngeen ko waxtaan ak ay maires yeeg yu demee noonu yooyu. maire yi pour gis leen sax day jafe. waaw bon xam nga Sénégal. ute naag dëkku nasaraan yi. Sénégal da ngay ñëw. waxtaan ak nit ñi raam expliquer jàppale leen ma ba ñu teg la fi. ñu teg la fi dénk la alalu askan bi mais yow booy jëfandiku dafay mel ni yow yaa moom xaalis bi. wala ñëw ñun dañ la war a seet. man am naa ci ak suma maire ville ñëw di wax ak non je commencé yooyu noonu te avant boobu maag moom dafa rafetoon xam nga yooyu dafa war a dañ. maanaam ñu xam ne ñëpp ay doomu aadama lañ mbir mi dañ la ko dénk te it nit ki bu ñëw ci yow di la wax te liñ la dénk te xel mënul daje fépp ñun dañ lay wax loo xamante ne pour njëriñu askan bi la parce que yow askan bee la fi teg. loo bëgg yow léegi noo bëgg nag ñoom ñu defee léegi yow. li ma bëgg ñu doxalee. mooy yëf yi bañ a am détournement d'objectif. maanaam xaalis non pour contact bi nga xam ne moom la nga bëgg léegi xam nga da nga wax pour gis leen sax ñoom waxante ak ñoom. waaw dafay metti. waaw léegi ñun xam nga ñun dañ ciy liggéey ak ñi nga xamante ne ñooy défendre consommateur yi. maanaam ñi nga xam dañuy jënd bi di leen sonal. ku leen dimbali. ñun dañuy liggéey ak ñoom. am na fu ñu toll ñu ngi liggéey ak Ascosen bi ñuy liggéeyal xalaat nañu ay stratégie yoo xamante ne bu ñu ko defee nit ñi xar bi dina oyof ci ñoom. moom nga yaakaar. waaw. loolu fu ngeen ko teg ba xalaat boo xamante ne te alors que léegi li ñu gis mooy xar baa ngi gën di yokku rek. waaw xalaat bi mooy ñun xam nañ ne lii bu ko maire defee askanam dina kontaan ci moom xalaat bi mooy lii monsieur le maire. madame le maire lii boo ko defee askan bi dinañ gën a kontaan ci yow te moom li mu bëgg mooy askan bi kontaan ci moom. am na tamit yeneen conditions yoo xamante ne xale yi Dakar yi fii dañuy yar ay xar di ci sonn ay xaru raas ay xaru imam comprendre nga xar yooyu aussi am na xalaat yu ñu ci teg pour que bon vraiment xar yi gaaw a jar côté jàkk yi aussi am na nu ñu xalaatee pour def une communication pour que imam bu nekk bon xaram ñu am conditions yi bu ñu ko defee mu am xaram société yi nekk fii biir Dakar. ñoom aussi lañ rôle bi ñu war a jouer ci tabaski bi côté social ñu waxtaan parce que tabaski il faut gars yi comprendre ne xar moomu waa ji di jënd ko pour def ci bénéfice. léegi bala ma lay bàyyi benn laaj laa lay laaj ba ndax am na yoo xam ne daan si dellusiwaat xam naa si biir waxtaan yi léegi yéen noonu ngeen taxawee waaw léegi bu fekkee ni yéen noonu ngeen taxawee ki nga xam ne moom éleveur la nga xam ne moom lii moom mooy liggéeyam ñoom fu lu ñuy def bon. waaw kooku. parce que yow yaa ngi wax rek waaye yéen ba tey éleveur bi moom nga xam ni loolu moom mooy liggéeyam te dafay càmm xam yëf yi dafa mel ne dañ ko si beddi de. déedéet beddi moo ko mën nitu dara. waaw loolu tax man léegi ñoom luy def. waaw léegi xam nga ñun bi ñuy xalaat xam nga lu ñu wax. borom xar mi bu mu gaañu kii jaay xar kii jënd xar bu mu gaañu maanaam ñun dañuy xalaat dem jëlee xaalis beneen côté indi ça fait que kii mën a jaay njëg bu baax kii mën a jënd bu oyof. ñun ci lancé boobu lañ ne parce que man nitu daral la daral Sotiba laa nekk kon sàmm gi ñooñu ñooñu tax ñuy liggéey sax bu éleveur daanoo ñun daanu nañ ñun amuñu lu dul élevage lu koy doxal lu ne ñu ngi ci képp koo xamante ne yaa ngi def luy gaañ élevage ñun duñ la may jàmm duñ la may salante nañ jàmmaandoog yow donc man loolu foofu moom amul ma dem te ñëw franchement éleveurs yi bëgg nañ seen xar yi jar comme xar yi nekk fii Dakar ñu ngi xalaat ci liggéey di ko liggéey ak président Momar Ndao bu ñu jógee ci cadre boobu am na lu ñuy liggéey aussi pour gestion mise en place un système de collecte d'évacuation des déchets ñu ngi xalaat aussi ak éleveurs yi tamit yéen a ngi liggéey ak ñoom si non ñun éleveur lañ déjà
man nag dag may leeral bu baax a waaw baax. non attends xam nga. boucher defal nànk rek yow boucher nga wala éleveur nga. les deux. du fekkee waa de les deux à la fois. voilà xam nga bu ñu lay wax élevage. doo mën a sax nga tekkal ma lan mooy boucher ak éleveur. pour mu gën leer ci xelu ñu ñuy déglu. ba ci boucherie. xam nga boucherie dafa am ay étapes. boucherie boucher bii moom day fees boucher bii moom jaay yàpp rek lay def comprendre beneen boucher bee moom day jënd nag rey ko peeselaat ko ni ñuy jaay mu jaay ñoom la chevillard. éleveur moom mooy ki nga xamante ne day sàmm ay jur ci àll bi fii ci daral yi ñi fi nekk ñu ngi leen di ooyee vendeur de bétail mais ñun ci suñu biir ñun ñëpp ñoo bokk benn activité bi donc activité bi ñu bokk mënuñu def xàjj ak seen parce que tey jii damay yor ay xar. éleveur donc moom sàmm jur rek mooy liggéeyam. maanaam boo déggee ñu lay wax éleveur maanaam ci ni ñu ko waxee ci nasaraan ak ñun ni ñu ko jàppee ci Sénégal mooy ki nga xamante ne mooy yarkatu jur moom looluy liggéeyam. mooy yar. waaw mooy yar di ko développé tam. di ko développé production. waaw kooku moom la ñuy wax éleveur. comprendre nga léegi dafa am keneen ku ñuy wax teefenke mooy vendeur de bétail maanaam kooku éleveur bee lépp lu mu liggéey kooku mooy dem jël ko ci moom. moo koy jënd ci éleveur bi. voilà indi ko opérateur bi waaw. indi ko ci daral bi comprendre nga. jaay ko. demaat di ko kii kon kooku mooy yóbbu. mais daral bi donc li nekk du ay éleveur. mais daral marché la. waaw damay laajte rek man damay poser question. ay éleveur lañu doon parce que ci li ñuy liggéey. li ñuy liggéey dañuy am seeni xar xam nga doole du yem. munoo fekk ki am ñaari xaram nekk éleveur dooleem bëreegul nga ne ko doo éleveur parce que amoo 1000 xar. passion bee ci am solo mooy est-ce que mu ngi nangu yëngu ci ak gars yi est-ce que mu ngi nangu nekk dans le cadre des acteurs de l'élevage. tant que mu ngi nekk ci biir di comparer di cohabiter ak ñoom lépp loo xam ne élevage da ko bëgg mu ngi ciy ànd instruction yi ñu joxe ci lu baax moom mu ngi ciy dox kooku dañ koy considérer comme un acteur de l'élevage. voilà mbokk auditeurs yi yéen a ngi topp seen émission si Sud FM ñuy waxtaan tey ji si li nga xam ne mu ngi jublu si wàllu xar meeg tabaski beeg environnement bi ak lépp loo xam ne rek dafa laxalu si mbir moomu ma leen fàtti juróom-ñaari waxtu fi mu nekk teg na fanweeri minute ak benn. ñu fas yéene ñëw si yeneen yi daan dellu soit Abdourahmane Sow moom secrétaire général CSE syndicat unique des éleveurs du Sénégal force du changement Abdourahmane dafa naa émission bi da nga koy jël en cours donc dégg nga si li nga xam ni jot nañ wax tey jii ñoo ngi dëgmal tabaski situation bi tey jii bëggoon nañu xam fan la toll gannaaw bi nga xamee ne léegi commencé nañu di am tuuti xabaar si dara li naka nañu demee ak tam xar yi commencé nañu tey jii di ñëw mais mu mel ne tey jii marché yi dafa xaw a xat. waaw jërëjëf Moutar maa ngi gërëm Sud FM maa ngi fi ñëw si turu Suez FC affilié à la Centre FC mooy centrale Cheikh Diop la jóge léegi. li wax rek ñu ngi ñaan yàlla si jim si bis bu rëy bi mooy. tabaski ñaan yàlla dugg si bismillah génn alhamdulilah rabbil alamin ñaan yàlla aussi xar yi doy macha allah Sénégal yi mënu tabaski li leen seen diine maye wake yàlla nangu léegi yaa ngi nekk si domaine yu ñaan léegi li ñu lay laaj puisque da ngay ñaan yàlla xar yu doy yow noo gisee mbir yi yow mi nga xam ni seen kaalis ngeen yéen yaakaar ngeen xar yi dana doy ak jënd bi dana baax wala ak feebar bii moo ak si yaakaar ngeen ay changement wala cherté lan mooy sa xalaat actuellement fi ñu nekk tolloogul léegi. waaw man daal suma gis-gis suma xalaat ëllëg moom yàlla moo xam mais li ma gis-gis si poyet wanti ak kar yi wàcc ak parti ma Costa yaakaar naa kar moom dana mot du manqué incha allah mais nag su fekkoon nag opérateur bu mel ne grand opérateur ne Demba wala yu mel ñëwoon suñu fekkoon fii ñoom daanu mën a gën a kayma si xar si wàllu foofu fi nga wax. maanaam mais yéen syndicat ngeen xanaa am ngeen situation bi un peu partout quand même du Dakar rek sax ak yeneen dëkk beeg yooyu demee noonu. waaw loolu laal wax dama la wax ne man li ma jot Costac wala lu ñu jënd Costac am nañu yaakaar. kar yi moom incha allah dana mot. at mu nekk loolu ngeen di wax. waaw dama la wax rek mais nag comme maa ngi ànd ak tey Assane Sow di président coopérative éleveur national te mu faral dem ay Mali dem yu mel noonu xam naa ni moom dina si mën a wax mais xam nga syndicat moom si wàllu défendre intérêt éleveurs yi ak yu mel noonu mais nag li mu la mën a wax daal li ma constat biir Sénégal yëpp kar moom wax naa dina doy. ma ñëw si Assane dégg nga li sa. syndicaliste bi dégg nga lu mu wax nee na yaakaar na ne xar dana doy loolu nekk loo xam tam
at mu nekk nu gis ko te dool si sax at yu mujj yi non seulement affaire yi sax dafay cher boole si yow demoon nga Mali pour xool ay mbirum xar comme chaque année ministre bi daan na ko def ak def naa tam autorités yi nga xam ñoo ngi nekk élevage pour xool affaire yi balay mbir yi agsi yow loo gis Mali ak ban yaakaar nga am si tabaski bi nu dégg ma. maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di la wax jërëjëf ci dalal bi ñu dalal pour ñu mën a wax ak sénégalais yi ci mbirum tabaski bii comme ni ko sama nattangoo bi waxee di Abdourahmane Sow effectivement demoon nañu Mali nag lañ fa yóbbu woon mooy que dafa am commission bu nekk chambre de commerce de Dakar commission section élevage la lu mat fanweeri at bu jot dinañu bu tabaski desee 2 semaines wala bu desee 1 mois dinañu dem au niveau de Kaay bu ko defee ñu waxtaan ak les opérateurs économiques maliens waxtaan ak sàmm yu fa nekk pour ñu mën a faciliter les frontières suñu yoon bii nag. faciliter les frontières mooy lan. mooy bu ko defee waa maliens yi nga xam ne dañu yor seen i jur. ñu mën a indi seen i jur. dañuy dem nag ak benn circulaire boo xam ne c'est le président de la république moom moo ko bind pour mën a képp koo xam ne yore nga xar yore nga loo xam ne xar la jëm ci Sénégal kenn du la teg benn taxe kenn du la sonal ba kela nga ko indi à destination. ren nag ba ñu fa demee wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar. am nañu yaakaar ne xar dina am parce que maliens yi nous ont rassuré que ni. xar dina am xar a ngi foofu. te incha allah dinañu ko indi vers les destinations du Sénégal. mais yéen yaa ngi wax rassuré na leen est-ce que yéen jot ngeen dugg ci biir Mali pour. dugg nañ ci point de vente yi ñu fa am yu bëri. discuter nañ aussi. ak yan dëkk ngeen dem foofu. dem nañu Kaay la ñu dem. Kaay xanaa mooy grenier bu mag mooy c'est la porte. c'est la porte c'est-à-dire même xar yi di jógee Mauritanie. foofu la ñu transité xar yi jógee. Côte d'Ivoire fële nu mu tudd Burkina foofu la ñuy transité ñu soog leen a mën a indi au Sénégal. donc xaru Burkina Mauritanie Mali yooyu ñooy dugg Sénégal. mais nag ils nous ont rassuré que ne y a suffisamment de moutons am nañ xar yu doy gis nañu leen te ñoom aussi am nañu ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñëw bëgguñu teel a ñëw nag parce que bu ñu teelee ñëw ak mbirum vol de bétail bi fi am ak kii bi ak aussi aliment de bétail beeg yooyu. dañu bëgg a xaar daal ba nga xam ne julli bi jege si na ñu soog a commencé tàmbali ñëw déjà sax ba ñu fay jóge am na ñu commencé di ñëw mais ñëw guñ sur Dakar ñu ngi ak vers le côté de Mbirkilaan nag yooyu foofu la ñu stationné en attendant que ñuy ñëw au niveau de Dakar. waaw lan mooy seen xalaat gannaaw ba leen rassuré est-ce que yaakaar ngeen ni comme ñoom ni leen ko waxee daanu am xar bu bare te xar mi itam daan ko am njëg bu baax et puis puisque gis ngeen xar ya nekk foofu yan façon xar la est-ce que nekk na xar yoo xam ne vraiment baax na tabaski. baax na tabaski xam nga nag aussi nit nag la ngay yore moom nga yóbbu marché mënoo nag yore ñaar téeméer nga bëgg a dem marché nga ne da ngay am 5000 francs junni mënul nekk xar catégorie xar bu nekk am na ku yore nag la nga xam ne tolloowul ak xar buy jar 200000 mënoo am xaru 200000. léegi corona na nekk ak jamono ju metti léegi moom bu ñu wax ay 200000 yéen du ngeen leen yónnee pour ngeen dem fee. c'est que également ngeen xoolaale ay xar yoo xam ne doo ko indi fii dana tax sax xar yi cher fii yéen dana tax ba xar yi wàññeeku ndax ñees ñoo ñu gën yomb xar loolu tax ngeen dem foofu yaakaar naa di wuti xar. waaw léegi nag gis ngeen xar ya nekk fee. yéen xar ya nekk fee à peu près seen njëg ñaata lay doon boo xam ni tabaski na bu normal. amul fu mu yem. waaw mais fan lay commencer ndax ñoom ñoo gën yomb xar mën na commencer de 60000 75000 ba 200000 ba même 500000 xar 60000 est-ce que nekk na xar boo xam ne vraiment xar bu baax la. xar bu baax lay doon. amul xar bu mat tabaski la. waaw léegi nag du gisee fii nu jaay ka ñaati fii Sénégal. bon man nag du ma jaaykatu xar. doo jaaykat xam naa ne benn boucher nga ne ma laaj ko. xam naa ne xar boo fa jëndee moom. 60000 mën nga ko jaayee fii à 75000 ba 80000. 75 mu nekk donc bénéfice au moins 20 000 francs. 15 000 à 20 000 waaw ku dem ba fee moom mën jaay loolu moom. mën na nekk. bon donc daal situation bi rassuré na leen tuuti daal. rassuré nañu ni xar dina doy. xar dina doy bon li si des nag dafa nekk diggante nag aussi éleveur ak transporteur xar mën na bëri Mali fekk aussi mënul ñëw fi Sénégal loolu nag man la ma ca xam mooy que ni xar moom am na Mali am na fa gis nañ ko fa
dem nañu vraiment en profondeur de Kaay gis nañu ne éleveurs yi ils nous ont rassuré que ni xar dina doy plus xar yi fi nekk ñoom bu ñu indee seen xar ak xar yi fi nekk suffisamment. Mauritanie ñoom tam foofu nañu jaarale seen xar. am na ñu fa jaaree am na ñoo xam ne aussi dañuy jaaree par Rosso. mais lu ci ëpp Kaay la ñu jaaree jaar par Kidira soog a ñëw. waaw mais ils nous ont rassuré que ni vraiment xar moom incha allah dina doy. mais est-ce que mën ngeen waxal tuuti si yan condition moo tax par exemple réew yi nga xam ne ñoom dañ nekk suñu wet lu mel ne Mauritanie Mali Burkina vraiment amuñu problème xar te ñun fii du fekkee ne ay àll du fekkee ne ndox la lépp loo xam ne xar daf ko war soxla bay aliment de bétail sax def naa ñun dañ koy jaay ba dëkk yooyu yëpp am nañ ko te ba tey ñun ñoo ngi dem di jéggaani depuis sànq 30 ans nga waxoon yéen a ngay dem ba tey yéen a ngi continuer di jéggaani. voilà man jéggaan boobu xanaa daf leen arrangé boog wala lan ñun mënuñu comprendre loolu. bon problème d'organisation la quoi. problème c'est-à-dire d'organisation parce que damay joxe benn exemple toujours dama koy faral di wax le département de Pikine fi ñu nekk nii. amul àll mais mu ëpp xar sax. à part département Daara département Pikine moo ëpp xaar ci Sénégal. Pikine bii ngay gis. bon benn dama ko doon dem ci doon waxtaan ak benn technicien mu ne ma Pikine kër gu nekk am na lu mot juróomi xar. waaw te Pikine y a au moins boo ci boolee Malika département Pikine laay wax Malika Kër Massar ak Yëmbal ak yooyu kër goo dugg am na lu mot juróomi xar. 1 million d'habitants à Pikine tu multiplies 5 par 1 million ça te fait 5 millions. mais du chaque habitant mooy am xar quand même. waaw mais kër gu nekk dana def 10 personnes. kër gu nekk wala plus. waaw mais man dama koy calculer par maison bu nekk am na lu mot 5 xar 5 xar yooyu tu multiplies 5 par 1 million d'habitants ça te fait 5 millions de moutons te le Sénégal a besoin que moins de 900 000 têtes par année donc Sénégal man damay wax ne ñàkk organisation moo fi nekk waaye ay xar a ngi fi. ay xar ngi fi mën nañu bañ a jéggaani feneen mais nag organisation bi moom moo des Mali ëpp ñu àll. moo ñu ëpp àll gaa. moo ñu ëpp àll mais mu ëpp problème d'organisation ëpp ñu jur. problème d'organisation tam na lu ndox. waaw problème d'organisation moom moo fi nekk man li may ñaax état bi mooy que ne na gën a favoriser les éleveurs man damay wax ni sax ni le budget du Sénégal normalement 55%. dañ ko war a attribuer à l'agriculture avec un grand A avec agriculture avec grand A c'est-à-dire agriculture pêche ak élevage. léegi maanaam comme bi daal. voilà parce que aussi agriculture boo ko génnee ci réew mais dara desatu fa donc càmm gi élevage bi agriculture bi pêche bi. normalement 55% du budget du Sénégal dañ ko war a attribuer à ces. yoo xam ne da nga bëgg a enseignant ak politicien xeex ak yow mbokk auditeurs yi ma leen di fàttali yéen a ngi topp seen émission du fekkee da ngeen bëgg bokk mën ngeen woote si 88 628 98 98 ñi nekk bitim réew 33 841 22 33 ma del soit suñu boucher bi. dégg nga que yow sànq yaa ngi doon joxe également itam ay propositions yoo xam ne da nga ko doon def ngir que ñi nga nekk fii maire yi du fekkee dañ leen di jàppale naka nañ leen war jàppale mu nekk jàppale bu woyof te leer. dégg nga ko moom itam léegi li mu wax ba wane joxe sax proposition de budget boo xam ne moom lañu war a àggalee moom lañu war dugal si wàllu koom bi par rapport ak question bi ma ko posé woon réew yu nekk fii ñun ñoo ñuy jox te réew yooyu yëpp doo seetee doo def nànk sax xëy na dañuy wax Sénégal moo leen ëpp doole. waaw léegi nag c'est vrai que am na question yu bari ñoo ngi ci environnement wak ak yooyu yëpp yow na nga gisee d'abord mbir boobu et puis est-ce que encore solution am na ci. bon man moom damay gën a confirmer li mu wax parce que dafa wax lu am solo nee na la département Pikine la fa ne ci xar nekkul fenn nee na la kër gu nekk minimum 5 ñun boo ñëwee suñu kër lu mu gàtt gàtt dama lay compter 17 ba 18 ba 20. kër geneen gi noonu. waaye yéen yéenay jaay xanaa yéen koy gérer woon. non li mu wax. parce que kër yooyu yëpp jeunes yi ñooy génne xar yi léegi nekk si di jaay. te jeunes yi ñoom seen xar kenn ko laal. non mais jeunes yi bu fekkee ñoom ñu ngi def activité pour am xaalis yem ci dëkk bi ñu ngi def développement baax na jox xaalis jeunes yi yàqul dara na jeunes yi am nit nekk ci jàmm comprendre nga parce que état sax politique jeunesse l'emploi aux jeunes la bu ñu demee ba jeunes yi jóg di def.
baax na c'est-à-dire. emploi jeune bi est-ce que am na affaire jaay xar. waaw mais création kii la xaalis emploi kay pour. am non kooku kañ la am solo loo tax man la est-ce que état bi prévoir na rubrique boo xam ne pour kii ñi bëgg yëfal xar parce que du fekkee ne ku loolu prévoir na ko dana tax sax comme ni nga ko doon waxee sànq xar du di manqué. waaw xam nga bettuñu leen dañ leen ko wax ca départ xam nga sànq nee naa la monsieur Idrissa Seck moom ba muy dugg ci nguur gi daf ne. dëkk bi problème redressement économique moo tax mu ñëw ñu jox ko conseil économique social et environnemental ñu bind ko xamal ko bu baax ne ko Sénégal day perte près de 30 milliards at bu jot sur importation mouton te mënu ko bañ a def parce que il faut ñu organiser cadre bi gis nga kilifa yi ñu ngi dem ba Mali pour régler benn situation pour pénurie bañ a am ñu ne ko nag loolu perte économique boobu lañ bëggoon transformer en emploi des jeunes. Première lettre uyuwul deuxième lettre uyuwul. yéen boucher yéen a ko bind. non collectif man dañ gérer dañ. on est structuré collectif boucher yi la. merci waaw voilà. yaa ngi dégg. léegi ñun bu fekkee ñun ñu ngi wax ak autorité ki nga xamante dañ ko defal budget jox ko 4x4 jox ko ay garde gi yëpp moom mu ne loolu mooy liggéeyam mais ñu bind ko nanguwul tontu ci contexte économie lañ ko wax de ak environnemental xamal ko tabaski bu chaque après tabaski dëkk bi environnement bi salté beeg yooyu expliqué ko ne ko moo taxoon ñu bëgg la gis audience pour mën a toog ak yow pour wax la intérêt population bi téléphone sax fixe oowuñu. jaaru leen si ministère de l'élevage. ministère bi nga xam ne moo gën concerné wu. ministère de l'élevage. am nañu ak moom contact kii membre cadre concertation ministère de l'élevage ñun dañ fay daje n'est-ce pas chaque fois man ministre bi damay wax ak moom nii. kon jaarati xam nga dañ ñun wax la ñu mën. kii ministre bi laa jot ngeen waxtaan ak moom loolu. ni jàkkaarloo nii kay ak staffu. ministre moom lu mu leen wax. waa d'accord on prend note pare na ci. relancer ngeen. pour relancer moom la ñu fal moom mooy am succès moo jël affaire bi ne day liggéeyal Sénégal mais bopp béy baa ngi lakk dina métti borom béy waaye sa béy ba lay gën a sensé man dama lay dimbali. dama lay won yoon boo xam sa politique day rafet succès bu amee bu ñëwee yow yaa ko moom waa sëñ bi ma toppaat président moom nga xam ne moom moo amee affaire politique de l'emploi ak yëpp nekk sa kaw kooku moom defe naa. waaw léegi président defe naa moom jotu leen. déedéet defante ak moom dara. wax dëgg yàlla ndax yow sax da nga mel na kuy wane ni que président moom moo fi indi lii yëpp. non dama ne président. moom li mu mën def na ko. mooy jël na nit. teg ko fa ne fa liggéeyal ma lii nit kooku taxaw na ci télé bi wax ci kanamu ñëpp ne day liggéey lii ñun bind nañ def nañ lii dañuy wax président day déggat xam ne lii la demee bu leen président oowee ne leen alors nangam ak nangam bu président coow naree am ñu ne ko kayit gaa ngi jàppal mu ngi nii liiral décharge yeeg numéro mention li ñu wax mu ngi nii amul yéeg wàcc dañu xam mbir mi dañ ci bokk kii dafa wax ju am solo sànq mu ne problème bii ñu am problème d'organisation la ñu am problème d'organisation boobu nag la ñu war a taxaw xool ñan ñooy bloqué li tax nit ñi duñu am xar lan ñooy bloqué li tax sàmm yi ci biir àll bi ñu leen di agresse di jël seeni jur ba kenn amatul courage yu yar vol de bétail bi li mu créé dafa graw parce que tey jii képp ku sa mbokk dégg ne yaa ngi yor ñetti xar daan laan déet jarul ngay yar bàyyil ba tam si nga jënd sa benn xar waaw parce que doo fi nekk di yar xar gars yi fekk la fa lor la directeur de l'élevage wax na vol de bétail nous fait perdre les éleveurs près de 2 milliards chaque année. 3 milliards sax am nañu koy wax. voilà léegi ñun dañ leen bind ne leen mën nañu régler problème vol de bétail mën nañu régler problème abattage clandestin jox leen ay kayit bind ko. defal ampliation médiateur de la République mais médiateur de la République moom daf ñu yónnee accusé réception invité ñu ne nañ ñëw toog expliquer lan moo war a mën a tax ñu ne ñun am nañu xalaat pour régler problème bi mettre ñu en rapport ak ces agents ñu def un entretien avec suñu collectif expliquer leen du début à la fin lii ak lii ak lii la ñuy bës fii la ñuy baare ak fii léegi kenn dootul mën a tijjel li fu jàmbur ñu jël mu bindaat yóbbul ko ministre ba pare envoyé ñu courrier ne je vous fais tenir copie de la lettre que j'ai adressée à ministre nangam élevage pour suite nangam ces services ne manqueront pas à vous donner suite wala appeler waaye léegi ñoom kenn woowuñu booy wax sax waxu vol de bétail wala abattage clandestin non yow doo leen neex même CRD fii. doo leen neex nga wax. waaw booy wax waxu dañuy régler problème ministère biir ministère toog nañ def réunion. mais yow li nga wax c'est grave.
garaawul li ma wax. da nga ni ñoom ministre bi doo leen dee wax affaire vol de bétail du leen neex. barke Rasulullah. waaw kooku dafa mel ne xanaa ñoom vol de bétail donc ñoom la. ma ne toog nañu biir ministère ñu toog def réunion bi ñu defee réunion ñu wax ci waxu abattage clandestin ma wax ci waxu vol de bétail ak abattage clandestin bi ne mën nañ ko régler waaye nit a jóg taxaw ne ma yow nga ne yow mën nga régler kii bi ñàngal mais xam nga tamit yëf yi ay assises la laaj. waaw déedéet ay question rek la posé da nga ko waroon rek daal di won li nga xam ne moom nga yaakaar. nu bàyyi tuuti nu suñu sponsor LBA la banque agricole daal di dugg moom tam si biir émission bi ndax mooy suñu sponsor. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà mbokki auditeurs ñu dellu si waat gannaaw bi nga xamee ne suñu sponsor LBA la banque agricole dugg na nu koy remercier moom tam si jàppaleem di dellu si waat ak suñu invité bi nga xam ni mooy Djiby Ba te mu nekk si collectif di coordonnateur collectif boucher yi voilà Djiby yaa ngi doon wax ni affaire vol bi wax nga ko waaye dafa mel ni du neex gaañ kooku la ko mën demee noonu du fekk ni nga ni wax na la est-ce que mën nga ko régler bien sûr que du benn nit moo koy régler wala benn groupe ñëppay lëkkaloo. maanaam dafa am ay failles yu ñu bàyyi. failles yooyu tant que réglé woo ko vol de bétail mënoo ko fi jëlee. failles yu mel nan. voilà c'est-à-dire pour régler problème vol de bétail déjà il faut que état bi accepter ne comme appel d'offre yéen a ko mën ngeen ko régler yéen seen structure ñu ne waaw ñu ne yéen lañu ko confier état am na police am na gendarmerie ñooñu dañuy taxaw xaar ñun les acteurs ñun ñoo ne ci biir xanaa xam nga lu ñu sàcc dañ koy rey ñun ñoo xam fi ñuy reyee. yéen boucher yi voilà fi ñuy feesee. ñun ñoo xamee même que bu sàccee. yéen xam ngeen fu ñu rey fu ñuy feesee. non képp kuy maanaam loolu suñu spécialité. waaw moom laax damay. xam nga man bu ma jógoon xam nga tey vétérinaire wala service d'hygiène bu jógee dugg ci marché yi. day jëm di xool ay tampon ak demande de papier pour xam lii est-ce que c'est dañ ko abattre abattoir ou pas. waaw man à 50 mètres damay taxaw xool yàb bi xam dañ ko fees ci abattoir ak ban abattoir lañ ko feesee. loolu da nga koy xam. ni à 50 mètres damay xool rek xam ni même bu ñu daggee yàb bi ma ko romb laa wax. dama xam ni clandestin la ou pas. waaw léegi yow bu fekkee ñun ñoo xam loolu yow ñun ñu bokk ci système bi mais yow ñi nekk di def loolu ñu dañu gis ne yéen ak ñoom c'est que vous da ngeen am entente quoi est-ce que xam man su man boucher la man mën naa ñëw ci marché gis yàpp clandestin normalement dañu war a am numéro vert ñu xam brigade bii képp kuy def clandestin kii la ñuy woo mais non bu ñu laalee yàpp bi même bu ñu amee problème xam nga yàpp clandestin la mais après dañuy mujj ñu ñuy am problème mais après ci biir nag affaire bi dañ lay expliquer ne la non la viande clandestine kiring karang parce que le danger mooy ñun abattoir yi nga xamante ne fa la ñu waroon liggéey jee état bi da ko jël loué ko ay homme d'affaires et que le vol de bétail ñun am na benn affaire boo xamante ne bëgg nañ ko parce que ñun suñu collectif bi réunion nañ ci il faut nag état woon ñu ñan ñooy indi fii ñan ñoo gérer importation viande bi ak foie bi di ko dugal fii parce que ñooñu tant que xamuñu leen suñu élevage du nekk en sécurité. yéen ñii di boucher xamul leen ñeent bi. xamuñu ko te dinañ leen xam parce que. loolu accès gu leen si xam bi. non dinañ leen xam. waaw d'accord daal ñu ñëwaat si loolu léegi man ñëw si Abdourahmane Sow di fàttali mbokk te di fekkee ne bëgg nañ dugg numéro bii nañu woti 77 097 74 00 77 097 74 teg si ñaari 0 kooku duñ ko wootee daan mën bokk si émission bi Abdourahmane Sow. defe naa mën na dugg léegi si benn volet bu important gannaaw bi nga xam ne recensé nañu ay xar yi ak seen dugg si fii si biir dëkk bi léegi ñoo ngi si ay yeneen pour seet lu tax Sénégal moom xar ba tey daal mën ko mataleel boppam bay dem di jéggaani feneen du fekkee loolu am na loo siy teg nga wax ko bala ñuy dugg si affaire itam caat ci geek ak leneen.
waaw merci xam nga comme li kilifa yi waxee maanaam ñëpp loolu lañ wax parce que mbir mi def nu jaaxal ndax taay rek si gennaaw koy si interministre yi nga xam ne président Macky Sall def naa ko si Matam wax na si affaire yu mel noonu maanaam élevage moderne te yaakaar na élevage moderne boobu buñ ko dale wax yàgg na suñu ko fekkoon taxaw nañ su war a takkee def du war a def fekk ko càccum jur gi jëf-jëf yu bëri war na jógeen fii. voilà am na ku nekk si ligne bi pardon ñoo ngi ñëw salaamaaleykum mbokk mi allo. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man Fall laa tudd di wootee Ndakaaru. waaw ñoo ngi lay déglu. waaw léegi dama doon déglu émission bi. bëggoon ci participer. aywa. waaw ndax dafa am question yu am solo yoo laajte foofu. benn ndax xar dina doy. ñaar te di depuis 30 ans nee na ñi ngi jëggaane xar. ban solution la ñuy wut pour bàyyi loolu. dëkk yu ñu wër ñoom ñëpp duñu jëgaane xar ñun rek ñoo jëgaane xar. waaw te ma xalaat daal ci émission bi xëy na amul un agent technique benn agent de l'État bu mën a tontu te ñi fa nekk ñëpp ay syndicalistes la. ak ay ñoo xam ne ay ñeneen ñi daal yu ñëw pour défendre seen ay intérêt di wax. waaw bu ñu amoon benn agent de l'État boo xam ne ci loolu lay yëngatu pour mën ñu tontu dina baax trop. way kooku nag man danaa la wax ni ñoom mën nu def dara te du leen si boole mais jéem na leen woo ba tàyyi ñoom ñëpp dañ tëj seen portable. am na ñaari kilifa yoo xam ni si leen bokk ñoo gaa sax toujours du leen daan woo gaa dañu daan yónnee nit moom kooku moom du dee élevage ñoom ñoo fi gën gaaw yónnee nit mais ñun nag ñu yaakaar ni xam naa liggéey bi xëy na moo leen war xoj loolu tax nu defee noonu ndax temps yi sax déggoon na leen def gaa intervention si rajo yi mais te ñu tam à chaque fois nu leen daan woo dañ daan ñëw mais bi leen wooyee ñoom ñëpp dañ tëj seen portable ñaar ñi nga xam ni ñaari kilifa yi nekk ñi nga xam ni ñoom sax soit nu daan ñëw seen bopp wala nu yónnee nit côté boobu ñoom moo am nu sonn ak problème donc ñun ñu jàpp ni rek xam naa liggéey bi moo leen jàpp peut-être. léegi nag ma remarqué ci li ñu wax parce que syndicaliste da wax ni ñoom dem nañ Mali dem kaay yóbbu nañu arrêté ministériel wala kiiwu président bu mu signé. pour ñoom ñu ñëw. mais ci wax ji amul benn assurance bu éleveur u Mali yi ak Mauritanie ak Burkina joxe pour ni dinañ ñëw indi xar Sénégal. dañ nag yaakaar nañ dinañ ñëw xar dina doy. boo jógee nag déplacé wu dëkk ba dëkk di dem seeti nit pour mu indi marchandise am dafa am lu wóor loo koy jox ni ko ñëwal lii ak lii am téyel lii booy ñëw ci yoon bi buñ doo am contrôle bii te boo egsee tamit lii dina doy lii dina doy lii dina doy mu mën a indi xaram pour mën ko jaay Sénégal. muy benn ñaar ñoom ñu ni Pikine le département de Pikine rek li muy yar ci xar département de Linguère kese ki ëppale moom mooy deuxième mais est-ce que xar yooyu ñu yar ci kër yi est-ce que xar yooyu c'est destiné à la vente benn ñaar si c'est destiné à la vente est-ce que nit ñi mën nañ accéder wu ci prix yooyu parce que boo yaree sa xar di ko jaayee 200 000 300 000 800 000 1 million kooku du xaru tabaski wala c'est pas à la portée de n'importe qui loolu tamit buñ ko bëggee calculer ni Pikine rek la fa nekk ci xar mën na doy pour tabaski waa Pikine loolu tamit beneen problème lay indi daal waaw moo xool ni Aminata Mbengue Ndiaye bi mu fi nekkee amoon na benn politique boo xam ne mu ni woon dina ko installé c'est-à-dire xar yu yam yi xaru coogal yi nga xam dina jar entre 80 000 et 100 000 loolu la ñuy développé ci élevage du Sénégal ba nga xam bu tabaski jotee xar yooyu buñ ñëwee rek Sénégal yëpp dinañu mën tabaski te duñu sonn dëgg yàlla man remarque yooyu laa doon def daal pour ñu am ngeen xool lu ngeen ciy waxtaane dan la tontu non moom dan la tontu mi ngi nii dan la tontu léegi waaw lu ñu ciy waxtaane ba xam parce que vraiment mbir mi sonal nañu lool tabaski bi xar yi ñuy rey te sénégalais yi seen am barewul la majorité ay am bu néew la ñu am wax dëgg yàlla buñ doon am xaru 80 000 100 000 xëy na ñëpp dinañu mën a tabaski te du am problème waaw loolu daal laa doon remarqué di ko wax. voilà merci beaucoup jërëjëf si ay remarques yi nga def ma bàyyi léegi defal nànk léegi yow la interpellé Assane Sow yow mi nga xam ne yaay président coopérative éleveurs yi bu fekkee mën nga tontu si li mu wax. waaw maa ngi koy jaajëfal def na ay remarques yu am solo. man dama joxe rek un exemple dans un département wane ne département de Pikine am na lii ci xar
mais du département Pikine rek moom moo fi nekk département Linguère ngi fii département Daara ngi fii département nii ak ngi fi ku mënul jënd ci xaru Pikine mooy war nga mën a jënd ci xaru Daara ou bien xaru parce que Daara boo fa demee ñoom xaruñ yaruñu ci biir kër ci àll la ñu yar mais dama ne département Pikine bu ñu génnee seen i xar département Daara indi seen i xar département Linguère indi seen i xar le Sénégal va surtout suffire à moom la question bi li mu si bokkal li importance question mooy dafa ni est-ce que xar yooyu nga xam ne moom ñu yor si biir kër gi kooku askan bi am na lu njëgam pour kii ko ndax xaru biir kër dafa cher. waaw moo tax ma ne la. ndax fii xam nga ñi nga xam ne ñooy jënd xar doo bëggee ñi si ëpp mooy ñi nga xam ni yàlla xam doy na. waaw mais am na ñoo xam ne par exemple département Pikine. bu génnee xaram département Daara indi xaram département Linguère indi xaram. xar yi daanu mat. xar yi daanu mat man loolu laa bëgg a wax. loolu laa bëgg a expliquer. waaw te nag nit du yar ay xar rek pour di leen xool defe naa. waaw mais xar yooyu moom lañ wax nu ni léegi xar yooyu dafa cher. waaw moo tax xar yooyu nit ñi duñ ko jëndul dañuy wuti feneen te duñ demee di wuti feneen mën nañ bañ am. ñi nga xam ne mënul jënd xaru Pikine man nga war a mën a jënd xaru Daara moom xanaa ci àll la ñuy nekk di tous les couches sont tous les couches sont là. xam nga boo mënul jënd xaru Pikine di nga mën a jënd xaru Daara. voilà bon beneen bi question ak kii la wax nee na est-ce que am nga assurance que ñee seen xar dana ñëw maanaam gaa Malick ak yu demee noonu. ça fait plus de 30 ans ñu ngi dem ci yoon boobu. bu ñu nee dinañ ñëw. éleveur nag xaram la am. léegi nag le reste dafa am wàllum transport. ñun dem nañu on les a donné dalal ni seen xel. jox nañ leen les circulaires. waxtaan nañu ak ñoom recevoir nañu la chambre de commerce de Kaay nous a reçu. chambre de commerce de Kaay le président en personne. waxtaan nañu dem nañ ci éleveurs yi waxtaan nañu ak ñoom dem nañu chambre d'agriculture waxtaan nañu ak ñoom dem nañu aussi tous les associations. structures yi nga xam ni officielles yi ngeen war waxtaan yëpp. ñoom ñooy indi xar yi. au Sénégal di leen. jot ngeen leen gis. jot nañ leen voilà léegi daanu te jox nañ leen assurance. jox nañu assurance mu jël keneen incha allah am na keneen ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. Matar ñu lay siyaare. kooka na. Barka Diop Sarr 93.2. Barka Diop Sarr ñoo ngi lay siyaar yow tam di leen nuyu. fooy wootee nii. man de léegi nii maa ngi woon Bayax mais maa ngi daanaka si buntu Sud FM. Sud FM ban. seen Sacré-Cœur xanaa. waaw d'accord da nga bëggoon ko bokk si émission bi. waaw dama bëggoon a bokk mais Matar. waaw. xam nga lii chaque année ñu wax ko. loolu la chaque année yow nga def débat ne xar yi fu muy toll. waaw. ministre yi di tâtonner rek. ñun comment il fait que ñun ñu am ñax. am àll espace mauritanien yi seen gilem yi dañuy ñëw ba Louga. Mali li ñu am si ñax amuñu ko pourquoi ñuy dépendre si yeneen pays. Aminata Mbengue bi mu fi ñëw bi mu fi nekk dafa waxoon xar yu jigéen yi bu ko kenn rey dibiteri yi reyatuñu woon xar yi ba gën a bari mais at mu ñu demee at mu nekk muy gën a metti ministre yi dañuy tâtonner dirigeant ñi ñuy jiital dañuy tâtonner rek waaw duñu bàyyi ba tabaski des ay une semaine 2 semaines ñuy nekk si terrain bi di sol ay tàngaade di woon ay président que ñu ngi def liggéey te du noonu ñoom war a xar fii warta woonu weesu 50 000 100 000 Sénégal sur tous les couches jërëjëf Sud FM di gërëm seen technicien Baye Omar Gueye ak ñoom ñëpp rek merci. jërëjëf ñoo ngi lay dégg. waaw Abdourahmane Sow merci pour eggale rek. man Moutar man kaw ma qu'est-ce qui se passe. parce que man li ñu wax fii yëpp si jafe-jafe élevage te njiit réew mi moom indi na solution bi. indi na solution bi. wax na yàgg na wax solution parce que wax na. solution bi mooy ban. solution bi. wax naa la pour autosuffisance en mouton nañ fa waxoon de. waaw kooku lu ñu si def en mouton. waaw lu ñu si def mooy ma ne en tant que jëm nu si élevage moderne comme ni wax élevage moderne am na ndox am na suuf loolu mooy problème. lan mooy élevage moderne. élevage moderne. élevage moderne kay élevage xam nga. parce que xam nga déedéet man kañ du man maa tax may wax pour ñi lay dégg man xam li nga bëgg a wax. laa wax élevage moderne ma. si wàllu pour mun a. am dund jur gi mu doy. ndox mun a am. nuy bay tam kii li nga xam ne mooy waaw bay culture fourragère. taa yi gis nga télévision yu bëri ñoo génne benn jigéen bu tudd nekk Dirifel madame Faye Marka mu ànd ak moom benn reportage muy wane ay culture fourragère yu mag yu culture fourragère yu nu béy yooyu dañu war a yaatu parce que ñun am na ndox am na suuf problème élevage moderne PIRDA waxoon nag problème sujet mouton waxoon nan ko te loolu li koy suukat. mooy élevage moderne il faut maanaam jur yi am dund am ñax bu doy
am wér gi yaram organisation loolu moo nekk nii tey jii éleveurs yu bari ñu ngi am jafe-jafe man mii bokk naa man am naa suma kayit. fali su mbaan maa ngi ñëw élevage moderne dafa am ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam Makhtar Sall. waaw sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Mbaye Cissé laa tudd maa ngi wootee fii Mbour. Mbour aywa ñoo ngi lay déglu. waaw léegi man day maa ngi leen di nuyu bu baax. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. yàgg naa la di la déglu nag waaye tey laa soog a jàpp na mu dugg. jërëjëf. Makhtar yaa ngi wax lu am solo. gis nga problème mu xar. dootu fi jóge mukk Makhtar. yaa ngi may dégg. mën nga dégg bu baax kañ. problème mu xar dootu fi jóge parce que bu njëkk da ngay dem ci kaw gi boo soxlaa xar sa morom jaay la nga tabaski ci biir dëkk bi léegi bu demee ba waa kaw ga Ndakaaru la ñuy jënde wala ci dara li la ñuy jënde mais kooku kañ la problème bi ji jeex ah te boo demee abattoir gii bi nekk Ndakaaru nii coow laa nga fa mais la fay yàqu moo ëpp fuuf la fay defaru la fay yàqu naka lay yàqu moo ëpp fuuf la fay defaru lan moo fay yàqu foofu waaw parce que xam nga léegi sogaas ba Seras jóge fii sogaas a ñëw waaw man def na 35 ans ci sogaas boobu man boucher la mais li ma la mën a xamal mooy lu la boucher yi wax rek ci sogaas rek am na lu def sogaas lu fay xew sogaas ñoom ñoo amee affaire yàpp bi lu fay xew bokk waa loo xam ne mooy yàq affaire xar mooy xar yu jigéen ñi mbote yi li ñuy rey ci foofu xar teguwul fenn waaw kooku jën ñoo koy rey sogaas du ay nit ñooy jël fee ak seen yëf indi mais moo war a contrôler xar boo xam ne waroo koo rey bu ëmb waroo koo rey wala xar bu jigéen waa xar bu jigéen bu ëmb waroo ko rey ñoom dañ koy rey waaw mais yéen na ngeen ko dem ngeen contrôler bu nawet wàccee na ngeen fa dem ngeen contrôler la fay génn ci mbote ci biiru xar yi nit ñi xamul na mu toll sogaas bi man maa la ko wax loolu la ñu war a seet Sénégal fépp xar yi fi nekk mën na dundal Sénégal mën na yor Sénégal mais sàmm bee teguwul ci yoon sogaas teguwul ci yoon boo yeewee si jur ñu sàcc ko yow doo yeewati am na dëkk yoo xam ne ñu wuñu yeew jur ah loolu la ñu war a contrôler ñu xool suñu dëkk bi dañ koy defaree mais lu waay neex def mais bu boobaa organisation du amul lu waay neex def kon li nit ñi di wër duñ ko am am jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf nu lay gërëm yow tam di la wax nga nuyu Gambour sa intervention boobu Abdourahmane Ayou waaw Moutar kii laal na góom bi aussi xam nga bu fekkee en tant que ñu rey karu jigéen yi ay junni kar waaw naka laan mun aski suffisa mouton comme nu ko waxee beneen bi affaire élevage moderne bi man élevage bi nu fekkoon suñu maam ñun dañ ko respecté ñu ngi parce que bu dul ñoom tey lambay ñaaw ndax ñoom bokkun ak kar yi nga xam ne borom laat bi ndax soo seetee laat bi ay kar patron la mais kar yi nga xam ne li wolof yi tuddee pël yi jóge ay Mali maanaam Daara Jolof wala Linguère wala Lissator wala yu mel noonu mooy kar miskin yi kar 60 000 80 000 50 000 mais kar ponkol yi nga xam ne yooyu ay kar patron la te loolu problème la ak yu ñuy rey si Seras ay juru jigéen yi te loolu moo tax wax président wax naka moom amoon na déclaration bi ñu defoon kaw ma Koungheul lii politique am mooy suffisant amutoon fii ak ay at yu néew benn kar du jóge benn réew ñëw fii boobu ba tey politique boobu demul dikkul te bëgg naan boobu dox ndax njëriñ Sénégal la. waaw lan moo tax nag demul dikkul. waaw dem la wax président moom nekkatul si réew mi. waaw dem la wax ñaareel bi affaire élevage moderne man mi suñu organisation suñu syndicat la défendre intérêt éleveurs yi mais suñu programme am na élevage moderne déjà temps yi ministère élevage bu muy tourné ñëw na ba sama village Beli Namari ma war naa suma suuf yaakaar na am na yaakaar daan ma jàppaleem pour wane exemple leader éleveurs yi tam ku nekk war na taxaw si élevage moderne gu am parce que éleveurs seen problème mooy suuf problème mooy organisation dégg nga problème bi dafa yaatu n'est-ce pas loolu nag éleveurs yëpp nanu war a patriotes yi nga xam ne dina wax ak éleveurs yi te yàlla tax wakkun pour raay kenn ngir yàlla il est temps nu nekk benn ñëpp comme lii boos yi ak ñoom ñëpp nekk benn solidarité défendre élevage kool lan mooy problème élevage ñu kool ko dégg nga mun na mooy jóge fii sali wu ma Aminata Mbengue Ndiaye
dégg am na jéego yu mu defoon ministère bu bii tam maa ngi ko ñaan mu gën a góorgóorlu ak technicien am vraiment gën a cadre constant éleveurs yi gën a jege éleveurs yi gën a seet waxtaan ak ñëpp. voilà pour programme président boobu mu mun a. voilà am na ko nekk si ligne bi jëriñ Sénégal. ñoo ngi def soit salaamaaleykum mbokk mi allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga tudd ak fay wootee. maa ngi lay woowee Saloum commune Latmingué. nga tudd lan. Seydi Sakho. sëñ ñoo ngi lay déglu sëñ bi. yéen daal yéenay waxtaan ci wàllu xar yi Tabaski bi. waaw. allo. waaw nga baal ñu yëkkati kàddu gu tuuti. maa ngi en direct. waaw yaa ngi en direct kañ ñoo ngi lay dégg. léegi problème mu xar yi. pour mu saafaru fii Sénégal ki génn léegi wax na ko. ñun Saloum am nañu suuf fuñ sàmmee suñuy xar mais yor xar moo ñu jafe. yaa ngi dégg. waaw. da ngay yor sa xar denc ko ñu ñëw jël ko. ñan ñoo koy jël. ay sàcc ñoo koy jël. waa xanaa sa foofu amul police ak sécurité ak gendarmerie. ak yu demee noonu. di gën a dee fii man mii di wax ak yow. waaw. daaw jéeg sama benn mag bu ma bokkal bay sàcc nañ juróom-ñeenti xaram. waaw. yoo xam ne Tabaski la ci programmé woon. waaw. yaa ngi dégg biñ ko sàccee teg ko ci saret. ñun dañoo topp saret ba ci buntu kër gi ñu ko teg. ñu ne civil du visiter këru moromam. kan ma wax loolu. ñu woo ñun ñi nga xam ne ñoo topp xar yi ba ci buntu kër gi ñu tekki saret bi. waaw kan ma wax civil du visiter kër moromam. ñun civil yi. yéen a ko wax waaw. waaw ñu woote oto bi jógee Kaolack ñëw ba foofu. ñu visité masla ndeke booba xar yi jàllale nañ ko feneen. fu ne ñun ñii di wax ak yow ñun suñuy sàcc xam nañ leen waaye mënuñ ci dara. kalaame ngeen leen. kalaame nañ leen wala gis nga ci nga xam ne moo tegoon xar yi bi ñu ko kalaamee. waaw. jox nañ ko juróom benn convocation yoo xam ne wuy jiwul borom dëkk bi ñu demee ci convocation bi dañ ko ne bu ngeen demee jàpp leen ko indil ñu. borom dëkk ne ko li nga wax du wax de. civil bu dem jàpp civil moromu civilam indi lu nekk xaj na ci. waaw. ñun buñ ñu dimbale woon ni ko noon xar dootul manqué Sénégal waaye. fii dañuy sàcc sa fan nga neexle 100 000 fas nga génn. mu doog a génn. waaw yéen nag du fekkee tam génn yéen itam du ngeen jël seen xar ba pare ngeen dem boole jiwaat ni kii moom lañ jox 100 000 nu jàpp ko moom tam tëj ko. am na fii tey Saloum fii foo fi taxawoon. dëkk boo fi taxaw laaj chef du village bi xam na sàcc yi nekk ci tund waaye mënu ci dara amul ci pexe. mais mën na dem police ba ak gendarmerie ba du moins. moom ma ne la woo nañ police mu ñëw wëri fa masla mënuñ ci dara. mais mën na si dara kooku dafa jafe dégg si état boo xam ne dafa organisé Dakar ngi fii mi ngi fees dell ak ay policiers ak ay oto camion policier nga ay université fu nekk ba pare yéen ñi nekk fii si boor kaw kenn du leen jox policier ak wala gendarmerie. ma ne sëñ bi. waaw. police bi moo ñu ne jàpp leen waa ji indil ñu ko ndax mën nañ koy jàpp moom jaralut ko mu jog guddi ñëw fekk ko këram jàpp mënuñ ci dara. waaw police bi lan mooy seen gàllankoor ba ñëw mënuñu ko. xaw ma ko de. am nañu matériel ak ngeen leen gis ak gendarmerie ñuy doxantoog. dañuy indi seen comme car yi ñuy bëri université di fa teg di tiital nit ñi. duñ ci def dara dimbali ñun daal dimbale wuñ ñu. kenn dimbale wuñ ñu. doy na waar de. kenn dimbale wuñ ñu. doy na waar moom. jërëjëf sëñ bi waaw Abdourahmane. waaw li ma bëgg wax rek mooy su bëggee bëgg nanu suffisance mouton am mouton maanaam mu doy Sénégal yi mën a tabaski bu normal mën a lekk yàpp wu doy dégg nanu jëm si organisation vraie organisation vos éleveurs yi éleveurs yi parce que wolof Njaay mu ne nit lu mu jàngul lu mu jàngul doo nekk sëriñam nanu formé éleveurs yi nanu formé éleveurs ak éleveurs yi am na ndox am na suuf su ko defee suffisance mouton boobu mën a am élevage moderne bi mën a am élevage bi ñu fekkee sunu maam yi mën ko defar
mais su nekkee fii rek man xaw ma lan la. loolu yow xam nga lan wax na ko. xam nga lan la dégg nga ñii wax na ko léegi du fekkee ni yéen defar ngeen ba pare ngeen organiser formé yëpp teg ba pare ngeen daal di defar jur gi am ñu jóge fee daal ñëw jël seen jur gi ngeen dem nenu sa police ba nu la ñun mën nu si dara mais fa la wax ji nekk. waaw loolu tam jaakaar naam parce que. ñoom wat nan fii loi vol de bétail wat nan ko xam nga. criminalisé ko sax boole si. criminalisé mais kenn xamul lan la. ba tey waaw xamu leen lan la yéen ñi nekk si liggéey bi boobu xamu leen lan la. dama laal comme lii kii waxee ñëpp lan wax nañ ko mooy soo sàccee soo jàppee sàcc su otul de romba la di la mbel la ni kale def loolu am na. waaye loolu am na léegi nag état yaakaar na état loolu liggéey état la man mënuma egg foofu état bu am gendarmerie am armée am lépp man mënuma dugg si yooyu li ñu dugg rek. wot na loi bétail boobu xam nga ko mooy problème loi yu bëri code pastoral digloo code pastoral tey soo seetee Sénégal yëpp ay dafa fu bëri day métti moo tax tey ji loi agro-silvopastoral boobu tam muy fi problème diggante waaye seen ministre bi nga doon wax sànq ñoom Aminata Mbengue ak yu demee noonu yooyu ñoom jamono jooju ñoo ngi foon ñoom xanaa waxtaan nañ ngeen ak yooyu parce que daawoon ngeen toog di waxtaan ñoom lu ñu wax si mbir moomu te xanaa du demee sa président daanaka wax actuellement question sécurité moo nekk problème nu jël ñi nga xam ne ñoo ngi si buntu université def nu fa dara nu yóbbu leen bokk si àll bi nu sécuriser parce que ay milliards moo yàqu foofu léegi nag nu sax vol ba càcc gi dem na ba ëpp léegi ñetti milliards kooku quand même kun ko jëloon fii nga xaru en tout cas li nga xam mooy Aminata Mbengue Ndiaye ba mu wax moom demoon na bi jël ay aja sax mbirum sàcc jëloon na si moom na dafa na jéegu yu bari xam naa ñi tam ñu ngi si mais affaire bi ñëpp ñu si war a jàpp dina war a kool affaire bi fan la nekkee mooy village yi mooy éleveurs yi seet daal affaire bi dafa des organisation dafa des te sàcc bi. mbirum sàcc gi moom foo ko waxee noonu la mënu si dara. mbirum sàcc gi moo raw terrorisme. sàcc bi daal moo gën sax terrorisme fii parce que fii nga yores jur nit nekk tuy soo ko yóbbee yoon. ñaari fan nga nit mu ngi lay. te ba pare ngeen xam ko gis ko xam ne kii la ñoom la bëggoon sax. nee na man taay dina neexal ñëw tee fetal taxaw. mais man ñun duñ sàcc suñu jur bee jeex kenn mënu si dara. léegi ndax loolu dina war a koolaat mbir mi maanaam ministre de la justice ak éleveurs yi ak chefs de village yi nu koolaat beneen def organiser beneen forum bu mag kool mbir mi parce que dafa métti de sàccum jur gi dafa métti. yéen président keroog bi mu ñëw si vallée bi yéen a ngi mbaan bi mu ñëw si vallée bi xanaa dañ ko waroon dogale yéen itam daal ni ko lan mbaan lan naka nan koy waxee tampi wala xaw ma lan ak yooyu ngeen doon wax ba pare ngeen yëkkati seen pancarte woon ni ko sàccum jur gaa ngi nii du ko gisee nag mu lijjanti toute façon daal jéeri bi commencé am ay dama ragal am ay kuréel ñu organiser ay kuréel tampi dama gis jéeri bi parce que jéeri bi dañ ko bay te jéeri bi foo la jur gi nekk ndax ministère bi mu ñëwee foofu def ñoon visité affaire tabaski man nu boole ma directeur élevage maa ngi ko félicité loolu boole ma si programme pour dama yàgg xeex élevage moderne pour won suma suuf ministère ñëw na ba foofu gis suma suuf. waaw man la élevage moderne doo ko yàgg xeexe ba mu moderne ba nga am tam ñee ñooy jóge fee ak seen fetal comme ni ñuy def daal di ko jël question bi kañ actuellement mooy question organisation la léegi lu ñëpp bokk ñëpp dafa war a jàpp. di jël nan la jàppee il faut que itam sécurité bi assuré wu. loolu foofu laa mën a yem. li ma mën wax daal sàcc bi daal war nañu seen jàngoro du faju de. war nañu kenn jóge fii war nañu appel nu jóge fii parce que woote na loi vol de bétail yu xam nan léegi nag loi boobu état moo yore doole gannaaw yàlla mooy seet loolu man du ma mën a dugg loolu li ma ko dëgg rek vraiment naanu may nit yi sécurité éleveurs yi sonn nan sàcc jur gi kenn mëntu yar jur kenn mëntu sàmm jur yàkka na diggante yi yàkka na mbokk bi loolu nag yaakaar na état moo koy kool mais métti na trop yéen de ngeen waxee dafa mel ne état dafay seetaan daal waaw da nga bëgg Assane dafa am loo si bëgg yokk yow président yow tam coopérative nga yéen tam coopérative daf naa war ngeen gën a organiser wu ñi nga xam ne rek dañuy dem benn éleveur noonu la yéen seen man li mu ciy yokk ci vol de bétail bi mooy que ne dafa am journée de spécialement boo xam ne dañ ko dédié ci vol de bétail mooy journée de l'élevage def naa Kolda la woon dañoo wax ne tey journée bi tey spécialement pour vol de bétail ñu criminaliser ko de 5 ans à 10 ans mais léegi man li ma gis du sax du yemul rek ci sàcc li ma gis siffle parce que da ngay da ngay gis koo xam ne day màng
ay borom L200 dab ko ci yoon wi yore ay fetal nangu jur bi nangu la ñu yore yëpp dem seen yoon. mais bu yàggul am na ko xam dana nangu ba pare teel ka rendi ko kooku yàggul loolu man defe naa ne sax nekkutul sàcc. parce que sàcc da nga doon xaar ba guddi nga yoxoo su dem ci géttu nit mais léegi bëccëgu ndaat kàmm lañ koy def. boobu kañ war a terrorisme bi te koo jàpp yóbbu ko ci kasu yóbbu ko ci tribunal xawma ci gendarmerie bala nga yegg sa kër moom moo la fay jiitu. donc sàmm yi sonn nañu te loolu nag sàmm yi mënuñu ko def li ñu mën mooy bu ñu jàppee sàcc yóbbu ko ci yoon moo war a def liggéeyam. donc loolu man damay attirer attention à état parce que état moom moo ñu yilif état moom c'est le li ñu koy waxte ci tubaab moom mooy maître d'œuvre. donc lii état moo ci war taxaw éleveurs yi sonn nañu mënatuñu am jur sonn nañu et puis ci ay risques la ñu nekk. ñaareel bi li may wax mooy kii dafa wax élevage moderne man dama wax ne pare guñu pour sax def élevage moderne parce que élevage moderne borom doole koy def waaye koo xam ne dafay topp ay juram pour di ci dund pour di ci kii pour loolu boo ko bëggee indil élevage moderne te jox la ko financement mënul nekk. am na ay ferme loolu yi koy def ci ay gros bonnet ñoo koy def. yore ay millions mais forage yi nga xam ne PUDC moom na doon taxawal ak yu demee nag yooyu. waaw mais forage culture fourragère am na culture fourragère yoo xam ne état bi mën na ko favoriser. il faut avoir les moyens. mais nañu lan moo fiy njëriñam. waaw mais d'accord mais léegi nañu am na yoo xam ne daf ko war def comme forage ak yooyu kooku état daf ko war taxawal. moo tax ma ne la nag on interpelle même culture fourragère di ñoo ngi nii di dugal seen xaalis si ay programme ak kii gerte ak programme ceeb. te autosuffisance bi ñu fi ba tey mënaguñ ko am. waaw balaa caa nag nañu essayé itam feneen. xam nga loolu wax bi neex na nii rek. non du question wax bu nekk c'est-à-dire pour nga am si accès foofu c'est là waaw mais mani defal nànk yéen du sénégalais ngeen ñi ñu jàpp di leen rey si àll bi du sénégalais nan mais fii si dëkk bi fii duñ fi laalee benn ni sax nu daal di yóbbu léegi tribunal nu daal di commencé journaux yëpp daal di ko bind nu daal di woy kii tooñ ku jigéen ko wala def ni lii def na la dëkk bi bëgg a tas yéen ngeen di toog lu ma tolloog 3 milliards si biir àll bi ñëpp wax ngeen wax ni sax yéen da ngeen di gis da ngeen demee police nu leen dem leen ngeen jëli kooku ñu mën nu dem nu nekk encore àll mais àll gendarmerie wala xaw ma lan ak lan am na yoo xam ni ñoo war assurer sécurité puisque yéen li ngeen amee encore alal la alal dëgg benn nag lu ngeen koy jaay fii Dakar ba pare kooku mu mel ne dafa am seetaan waaw mais kooku loolu c'est grave léegi nag nu mujj sax di jàpp di tëral di rey temps yi rey nanu te kan mais wax ja fa la yem suñu benn mbokk fii lañ ko rey fii ci Mboro waaw mani te wax ja nag fa la yem waaw loolu nag tey ji loo koy xanaa ñooñu bon bokk duñu sénégalais waaw loo tax nag ñu leen di la mi ngi noonu waaw ji bi ba ma ñëw si yow bokk xëy na bon yow affaire bi nga am si solution parce que voilà yow yaa ngi doon wax sa affaire boucher yi ak yàpp yi fii ni mu dem te ñi leen di jox yàpp ñoo ngi leen di tëral di rendi merci waa ji dafa wax lu am solo le 23 décembre 2017 journée nationale de l'élevage thème bi nekkoon quelle est stratégie pour l'éradication du vol de bétail keroog Macky Sall bi mu jëlee parole moom Macky à part ñi si des président Macky Sall moo ne l'éradication du vol de bétail et son corollaire l'abattage clandestin nan le ministère de l'élevage mën a régler problème mu vol de bétail sans pour autant dugal problème mu abattage clandestin en ce moment j'ai fait pression sur eux waxal wolof ci période boobu maa ngi def pression ci ñoom maanaam di leen bindal këyit di leen ko jox di leen wax mën nañu régler problème mu sàcc jur gi mën nañu régler problème mu abattage rayunu jaarul yoon bi mën nañ fexe ba sénégalais yi yàpp bi ñuy lekk ñu xam ci ban mala la jóge ak kan moo ko rey ak fu ñu ko reyee ma ne ko tant que réglé woo problème boobu réglé woo dara. waaw sànq yaa ngi ko doon wax mais kooku règlement bi naka lay demee rapidement. waaw non xam nga ñoom c'est pas que da nga génne université da nga jàng école xamee ay 26 lettres alphabet yeeg chiffre c'est parce que da nga am xel ci cadre bi may liggéeyee man non état Sénégal amul benn école bu ñuy jàngalee fees donc comme ñoom xam nañ ne amul kenn ku diplômé ci wàllu fees consensus dafa war a am ñu xam ne abattoir bi ñun ñoo ko moom bi ñu koy tabax pour ñun la du ñoom ñooy jël abattoir bi di ci décider naan dañuy jël ay promoteur di leen jox abattoir bi ay hommes d'affaires yoo xamante ne amuñu ci xam-xam musuñu cee liggéey mënuñ ci avancer dara ñu occuper bureau yeeg yëpp toog recruter quelques bouchers teg leen fa ñuy fees parce que xaalis moo leen fa bàyyi xar bu ëmb bu ñëwee day dee xar bu feebar bu ñëwee day dee lépp nañu am xaalis rek parce que ñooñu seen profit la
te nag dama bëgg journaliste yi képp kuy nit ku baax nekk Sénégal mu dem xool li ñuy wax am na wala amul. ne wax doo accès taxaw ak sa micro dans le xaw mi ngi nii am na. kan moo la ko wax nga xam ne mooy président Sogas wala xaw ma. kan du la ko xam nga ñun. yéen kay yéenay génn wax. waaw non attends dañoo yàq yëf yi xam nga lu ñuy wax réseau mafia. premier réseau li gën a ñàng Sénégal boucherie la ak élevage liñ lay wax dañ ko xam bagage yi si nekk moo bëri ba ñi ci ñeme génn di wax dañ leen di compter. yan bagage moo si nekk. dafa déggoo mën a xam buñ ne la mafia rek. mafia moom romb na loo science. waaw mais tam da ngeen di expliquer nu xam tu ci élevage nga gis ñu jàpp nit rendi tu ci élevage nga gis ñu jàpp nit rendi donc dañ ne la lii dafa doy waar léegi dama ne la lenn moo mën a am état ne mën naa wan preuve sénégalais yi yëf yi jaar yoon wala état ne yi ana ñu mën ñu ne ko ñun ñu ngi mu ne léegi nee ngeen mën ngeen population bay témoigner boo leen defu résultat ma dugal leen ci kaso bi ma sanctionné ñu ne ko d'accord nañ mais état dafa jël abattoir bi confisqué ko dénk ko ay nit yu ci bokkul te ña ko def contrat ba ña ko def ak ñëpp waa ministère de l'élevage ak ministre de l'économie du finance ñoom ñoo def seen benn ñoo xam ni ñu ko doxalee jëkki saay rek créé benn Sogas noonu ñee naan maay actionnaire 1 kii naan 2 léegi lu gars yi rey ñu encaissé xaalis bi léegi ki nga xamante ne moo defoon joxe woon maanaam 30 millions yi bu séddoo bi jotee moom 30 pour cent kee 50 pour cent léegi noonu la demee parce que directeur u Sogas moom mu ngi nekk un conseiller haut conseil des collectivités territoriales nan la ñu mën a nekkee ci dëkk bu jaar yoon dëkk bu am droit yow un élu moom mooy téye abattoir bi moom mooy jox serviteur la Dantec moom mooy gaare ay camion biir Sogas moom mooy def foofu élevage mais loolu weesu na dictature. ci ban dëkk la nekk am na kañ contrôle boo xam ne état amul benn ma ne. Sogas kenn mosu leen yónnee IGE. wala privé la OFNAC maa ngi ak décharge OFNAC ak yëpp. Sogas ni mu def romb na loolu. 35 tonnes yàpp mbaam yi ba léegi waxagul fu mu ko dugal. sauf ñoom xam nañ li ñuy wax xam nga mbir mi mooy askan wi ñoo mën a jàpp ci mbir mi ñun wax rek lañ mën a. duñ ci xeex duñu wootee mars duñu siti ñun taluñu yooyu de. waaw OFNAC rapport bi nga wax lan la si kii boobu. non dañ na ko Sogas mi nangami mbaam sëf la rey. li mu wax ci point de presse yëpp dara mënu ci amul. Sogas mi dañ bëgg nga auditer ñu ko mu wax yàpp mbaam sëf bi fu mu ko dugal parce que moom prestataire dañ ko loué abattoir bi pour mu feesal rek te buy fees bu mu jël mukk état Sénégal di ko ci boole. Sogas moom dafa taxaw. bëgg a jël état bi dugal ci problème bi ci état bi te yoonu état nekku ci moom privé la ba ma la loué sama kër bu ñu la fa fekk ak ay saaku yàmbaa sama yoon nekku ci man kër laa la loué wax ak yow ne la kër gi tëdd nelaw. waaye Sogas lu mu dugal état si lan la affaire yàpp mbaam bi la wala yàpp mbaam sëf bi dafa jëw ci saay naan non état bon wax nañ autorité wax nañ ministre bi ni ñu reyee mbaam yi bu ëppee mbaam sax dootul des si dëkk bi lu ci yoonu ministre mbaam mi nu mu demee woon exactement. mbaam sëf daal ñu daal jékki saay nañ ay junni mbaam ñu leen di indi di leen rey foofu. si Sogas. lu leer la ay est-ce que kooku seen liggéey la bokk ñoom. bokkul si seen liggéey amuñu droit def ko. amuñu droit def ko. buñ ko reyee ci benn conteneur lañ koy dugal am na benn oto gëla buy ñëw yàpp bi yóbbu ko Dakar am na fu ñu koy désosé. te yéen loolu gisoon. waaye yow dañ ñoo yeew bañ na ngodd man xam mënumaa wax. gis ngeen ko. waaye yow ñi gis a bëri ay vidéo ak lépp si Facebook bi. waaw ñoom lu ñu wax après. ñun daal xaw na ñii daal xaw ma ay nit lañu xaw ma lu ñu doon xaw ma extraterrestre. lan mooy ñii daal yéem nañ ma quoi. waaw man gaa Sogas bi ñu leen waxee loolu ñoom lu ñu wax si affaire mbaam sëf yi. du ñu tontu këj la ñuy def wax ji day mujjee suul sedd. mais état nag moom tam waxul si affaire bi. état lu muy wax. OFNAC bi ñu. OFNAC nee na ma bon nañ la jox accusé de réception la ñu jox nañu waa après suñu service yi dinañ def suite bi pare nañ ci. yooyu daal pour comme. waaw mbaam sëf yooyu génnul donc àll bi ñu yóbbu ko. non mbaam sëf yi ci boppam wax ji ca ne. moo doy waar. léegi nag population Sénégal bii ñooy lekk yàpp. ñooy lekk yàpp bi. ndawal tu ñoo koy lekk tu ñu ngi jënd lekk. kilo dama ne mbaam sëf bi dañ ko génne bitim réew ak yu demee noonu. man lu suñu yoon ci bitim Sogas am na droit def déedéet Sogas amul droit jaay kilo yàpp Sogas xam nga la mooy rôle am. yow nga war a feeslu ñëw ci moom jox ko moom mu feesal la Sogas du moom sax mooy inspecté de. ki inspecté c'est un détachement boo xamante ne mu ngi nekk ministère moo leen fi yabal
xoolal vétérinaire bi nekk fi service départemental bu Pikine bi bu Dakar ak bu Pikine ak bu Guédiawaye mais ñooñu mais état bi wegu leen xam nga lu tax parce que les 3 services départemental abattoir ba ñu war a nekk di inspecter ñoom duñ fa dem duñ fa teg seen tànk amuñu ndogal sax pour xoolal askan bi li ñu leen di inspecter lee baax na am déet léegi ñi lay lekk xaalis bi maanaam lobby boobu jël abattoir bi loué ko abattoir def ay bénéfice ñu leen di pàcc ñooñu ñoo fi yebal ay nit defaat ko ku nekk un chef service départemental maanaam bu nekk biir Dalifort munoo comprendre parce que le sénégalais du contrôler li muy lekk lan la le sénégalais ni mu bindoo la ñu ngi wax. non mais du sénégalais bi moom mooy koy contrôler mais dafa am ñoo xam ni seen liggéey mooy ñu contrôler ko avant mu àgg si consommateur bi. waaw d'accord léegi ñooñu maanaam xam nga boo dénkee nit xam nga tey mu la dénkee ne la état dénk nañ la suñu bopp waaye bu ñu la dénkee dañuy xool tey jii ñu ngi taxaw naan xaru tabaski dina am ak du am est-ce que sax normalement laa wax li affaire religion la est-ce que dañu war a sax ku nekk yaa war a fàggul sa bopp xar. ku nekk yaa war a utal sa bopp xar yaral ko sa bopp affaire u diine la bu julli jotee ku nekk yaa jàppal sa bopp jullil sa bopp comprendre nga et que ñoom ñuy wax xar-xar est-ce que éleveurs yi chaque jour du ñuy yuuxu ñu ngi ñuy rey ñu ngi ñuy def lu ne est-ce que dégg nga benn yoon population bi jóg jàppale éleveurs yi ci coono gi ñu nekkee donc population boobu bu xar amul ak bu xar amul amee ku ci nekk jullit nga nu ñun yaa war a yeral sa bopp sa xar yaa war a gardeel sa bopp sa xaru tabaski mais léegi comme suivre élevage jàppale woo ñu kii ñu ngi wax léegi dimbal leen ñu ngeen jàppale ñu yëf yi moo yàqu fi mu nekk nii defaraat lañ toll kilo yàpp nag mu ngi jar 3500 ba 4000 gis ngeen ko amatuñu ay nag ñu ngi yaakaar. loolu dafa cher pour yow. yow miy boucher loolu cher na. ah non mais boucher yi léegi mënutuñu la jaay yàpp nii parce que dañoo am problème parce que jàkkaarloog Sénégal di ko jaay kilo yàpp 3500 neexul ci xol. waaw mais man yow boucher nga selon yow yàpp bi lan nañ ko mën jaayee prix réel dëgg ak lu tax mu cher nii. voilà dañoo dem ba nag amatul gis nga ñun. non nag gaa moom amul woon Sénégal dañ ko daan jël bitim réew. dafa ndànk. ay Fatick ak yooyu xam na ko. période ndaama maanaam nawet période bii nii. ak si gaawantul temps baa ngi bëgg jeex waaw. période bi ñu nekk nii. kilo yàpp daan na dem 1200 kilo yàpp daan na dem 1300 am na ñu daan jaay sax kilo yàpp 900 dafa am ay période mooy période ndaama ñëwatul fexe nañu xeex ba ndaama amatul Sénégal léegi kuy yi nga xam ne dañ leen di yefal di leen takk nii xont bi dafa métti kuy boobu mënoo ko jaay lu yomb parce que nag bu ñu takk la di ko xont nagu ndaama yi nag ñoom ci àll bi la ñuy lekk ba jàpp forme nawet bu jotee bu ñu laalee ñaari yoon ñax mi rek am graisse normale léegi kuy yi la ñu takk leen gëbrë yeeg kuy yi ñu arrêté kenn dootu leen abattre léegi ndaama yi la ñuy abattre 3 ba 4 mois léegi yële récupéré waat léegi ñu kii boobu am na équilibre xaru tabaski dama lay wax benn affaire sama nijaay. gaawantul 98 bii passé dafa am ay xale rappeur yu ñuy wax rap aajo mooy waa rapajo. résumé ñoom Papis Koli ci seen rap boobu ñuy tuddee sans commentaire boo ko dégloo di nga dégg ñu lay expliquer ne paa bi góor gi puukaree benn xar lay takk fii buy jar 200000 ñeent fukki junni comprendre nga période boobu xar bi gën a cher mu ngi jar 200000 léegi xaru 200000 du dara. nga xool diggante 98 ak léegi. donc politique élevage bi moo baaxul autorités yi nañu comprendre ne instant bi mënatuñu maanaam élevage bi ñu ko réglé wulee fii ak quelque temps ñoom c'est-à-dire di tax ñu leen di fay nag dañ koy xoolaat di tax ñu leen di fay. ñi fay ñan. yenn kii fii pour lan yow da nga tane ñun sénégalais ay mala lañ dañ lay teg fii ngay jël 4x4 di téye ay milliards noonu après te liggéey yow te ñu nga juddoo fii ñu juddoo fii yow comprendre sénégalais de yow comprendre sénégal dafa am heure boo xam ne bu ñu taxaw nii xam ne ñii li ñuy tegal nii du affaire ok dañuy régler suñu problème ñoom moom dëkk bi de ñoom moom dëkk bi dañ la xool nag ne la yow dañ la sant nga liggéeyal ñu lii liggéeyoo def nañ première intervention deuxième yow kon yow doomu réew mu yàq réew mi nga yow léegi dootoo nit ku baax ci ñun yow da nga jóg pour lor ay milliers de sénégalais ñun dañuy wax ak yow lii ak lii kaay taxawal nii. waaw yéen lu ñu si mën. yow jagat ñun dañ yow comprendre. non dama ne loolu si mën question la posé. dama ne du mën ak jéem. dëkk bi dañ ko bokk dëkkee. dafa am ñoo xamante ne xaw ma dañ jàppee seen bopp ay esclave ak yooyu am ñoo xam ne ay nit yu normal lañ
dëkk la Sénégal dañ ko boo ko dëkkee bon fokk fu nekk ñu teg fa nit mu gérer responsabilité pour organiser société bi mais bu ñu xoolee ne yow dañ la fi teg ngay dundee dëkk bi di ko yàq dañ lay xool après dañ lay oo teg la de. waaw dañ di xool rek yéen sécurité bi ma ngi nekk fi moom neen mënu si dara yéen ngeen taxaw bëgg taxaw di wax waxuma la vol de bétail c'est-à-dire xam nga ku ci nekk liñ la dénk. waaw lee tam vol rek la loolu tam vol rek la de boos bi li mu wax jaaxal na ma. waaw ay mbaam ñu rëy boos bi jaaxal na boos bi loolu ñun ay syndicat lan de li nga wax nii ay mbaam ñu rëy si ay kii loolu il faut nga leerandu ko parce que ñun yéen a nekk foofu ñun xamul loolu dafa garaaw loolu man mënu ma comprendre loolu ay mbaam rëy ay junni mbaam rëy di jox seen comprendre yow yaa ngi koy doog a dégg Abdourahmane dama laaj rek dama laaj yow yaa buusi yow nga baaxal ma yow yaa buusi ñun xamun dama may ko jaakal na mais heure naa yow yaa seen métier la daal jaakal na dama naan dañuy Abdourahmane nga baal ma pardon Abdourahmane 2 minutes nga am voilà léegi Arona Galoba moom mooy PDG wu Sogas conférence de presse bi mu ngi fii ci YouTube bi boo tapé YouTube polémique l'abattage des ânes di nga gis Sogas taxaw waxam boo bëggee vidéo yi fañ doon reyee mbaam yi maa ngi ak moom vidéo yi nii biir Sogas laa la wax de j'ai les vidéos fa ñu campé woon mbaam yi dama ko photo j'ai les vidéos amuñu lu ñu wax xam nga bu baax dañ doon rey mbaam sa fii xëy na mbaam sa fii lan moo tax ñu ko doon rey lañ bëggul wax. waaw mais kooku def nañu ñaata point de presse dama ne ñaata kooku wax laalu waxuma kan moom mooy chef bi nga naa man mu laalu ci moo teg mafia bu rëy bi dañ ko xam de mais li ma la bëgg laaj mais kooku xanaa yàpp bi kenn jaay ko si biir Sénégal quand même moom lañ leen di laaj fi ñu dugal yàpp bi ñun loolu lañ leen di laaj nañ génn a tontu ba tey ñoom mënuñu tontu waaw léegi ba ñëw si Assane Sow ñoo ngi tëj émission bi ay wël sa dernier mot bokk waaw maa ngi leen di yooyu daf fexe temps bi jeex maa ngi leen di gërëm vraiment di rafetlu émission bi di fi wax rek ne lépp lu ñu fi wax na nekk njëriñu sénégalais yi di wax rek ne vraiment ñu ngi demander aussi l'État comme moo yore doole ji mu jàppale les éleveurs mu jàppale leen ci espace parce que espace amatul léegi ndox amatul léegi vétérinaire surtout les vétérinaires amatuñu man léegi samay nag ngi Sindia mais pour nga gis vétérinaire rek c'est tout à fait un problème te bu jëkk da nga vétérinaire yi dañ doon tourner yore seeni moto di tourner di dem ci sàmm yi loolu amatul. lu xew ba amatul. lu xew ba amatul loolu c'est une question man sama wàllu bopp loolu lay posé wu. da ngay am sa jur da ngay yore sa xaalis pour mën a fay vétérinaire doo gis donc loolu vraiment état bi ñu ngi attirer attention à l'état ñu dimbali ñu am accès à l'aliment de bétail man Mali laa jógee. yoon bi laa jaar. gisuma fenn foo xam ne taw am na fa te actuellement nag yi damay gis yoon wi ni ñuy sonne ak ni ñuy deewee. aliment de bétail yi il paraît que ñaata la jël fii sac bi dépassé na 10 000. actuellement ñu ngi ci 10 000 à 11 000. état bi subventionné wul. bon subventionné xaw ma man daal de toute façon moom sac bi mu ngi ci ay 10 000 et quelque. waaw xanaa bon yéen gàllankoor yi ngeen wax loolu xanaa moo tax bon prix xar bi àgg foo xam ni. loolu moo tax parce que tamit xam nga. parce que yéen ni ngeen waxee xam nga boo bëggee yore say nag ci poche. loolu mënul nekk c'est pas possible il faut que état bi dimbali gestu les éleveurs. dimbali ñu. dimbali leen si fan. ñu am ay financement ñu am aussi à l'accès à l'aliment de bétail. gars yi neen du ngeen fay financement loolu yàq seen affaire. man financement bi fii la ñu toog ministère de l'élevage ñu ngi may dégg. wax ji neex lool mais bi ñu bu desee jëf dara amu fa man dama mujj retirer sax sama. gars yi nee na am na ñu financé ah. man def kenn financé wu ma. Abdourahmane Sow si waaw man daal li ma wax. man daal li ma wax mooy. nanu doxal élevage bi lu des nag ministre élevage président ki moo ko dénk élevage ñun dañu bëgg élevage bi dog financement bi am na ay gàllankoor yu bari yu mel nan n'est-ce pas ndax man mii depuis gis na am financement depuis la 2010. yow est-ce que yaa ngi doon fay yow tam. dama fay ndax gars yi nee na ñi dul joxati mooy ñi nga xam ne dañu fayul. non xam nga ñax bu tooy ñax bu wow bu mu ñàkkal nag bu tooy. yow da nga doon fay. man wax naa la 2010 la li mujj am financement. bi mu amee financement ma fay bi des tuuti benn jigéen bu baax bu tudd Yaay Fatou Diagne mu defal ma lettre circulaire mu fayal ma depuis la 2010 kenn kii woon loolu lan may proposé
féew ma mënu am benn féew en tant que leader loolu dafa ma métti ak yeneen yi nga xam ne. ren financement yi nu mu toll. non man dama la wax rek financement yi man kay ma gëm ndax man amul financement am na su bëri amul financement kaw ma lan la nanu financé éleveurs yi kool ñu jàppale éleveurs yi ñaareel bi maa ngi ñaan ministre élevage ak état bi ñu gën a geestu yi nga xam ne seen loxo jotul gannaaw ndax fii li ñu mën a fabriquer borom 4x4 yi borom moyens yi loolu erreur la dañu war am yërmande ay éleveur nañu waaw ay éleveur maanaam fii opérateur yooyu c'est-à-dire dafa am ay éleveurs yi xam dina sonn éleveurs yi nekk biir àll bi éleveur bi nga xam ne dina nekk saaw bi mais fekkee de yow éleveur nekkoon 4x4 rek éleveur dimanche waaw moom rek la ñu financé wala patron wala di joxe fii lu war nañ ko maanaam xoolaat loolu maa ngi ñaan président de la République ak ministre élevage nu geestu miskin yi nga xam ne bëgg na aski final mun am fis mun xool te fii li ma gën a métti yëpp foo wax rek nit yi tam la wax kii wax na fii kenn amul droit wax maanaam état droit démocratie mais man de bii ministre bi door a toog waxu na am na yaakaar ak moom trop ba tey yaakaar yàkkewul dem bëgg nag mu xool war a éleveurs yi mu xool ñiy patriotes yi taxawal éleveurs yi mu xool jàmbaar boos yi nga xam ne dañuy liggéeyal askan bi ñu xool loolu. waaw gars yi dégg nañ la problème bi dafa bëri ndax Assane mooy nii. waaw déedéet defal naa ko nag jeex na yow tam xoolal laaj bu mujj bi rek am nga yaakaar si xar mi tey di dana yomb te dana bëri loolu rek na lay laaj. non man am na yaakaar loolu. yàlla moo ko am lu jeex na te yaa ngi ñaan yàlla loolu mu am. waaw boo xam ne jeex na naa xar yu mot miskin yi am loolu la ñaan yàlla. mais nag war nañu xoolaat question organisée éleveurs yi. waaw d'accord dégg na la mbokk auditeurs yi ñu leen di gërëm bu baax a baax yéen itam seen teewaay ak ñi nga xam ne également woote nañu joxe seen xalaat ñi nga xam te itam ñoo fi teewoon muy Djibi Ba di coordonnateur collectif bu boucher bu Cap-Vert di également tam Assane Sow muy président des coopératives éleveurs yu Sénégal Abdourahmane Sow moom tam également di secrétaire général bu SIES syndicat unique des éleveurs du Sénégal force du changement yéen ñëpp également ñu leen di gërëm si seen ñëw ak tam li leen fi sotti si wàllu xalaat di sunu technicien Assane Thioune également moom tam ñoo ngi koy gërëm fàttewul nag sunu li nga xam ne moom mooy sunu sponsor di LBA la banque agricole moom tam si jàppale Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi ñu leen jox dox daje incha allah benn àllarba jërëjëf.